Bonjour. Commandant lieu Maïmouna Sy Gueye, à vos ordres, mon colonel. Bonjour mon commandant, ça va, vous allez bien? Très bien. Ça va très bien, merci. Lieutenant Léna Sarr. Bonjour mon lieutenant, À ça vos va, vous ordres, allez colonel. bien? Merci. Ça va très bien, merci. Capitaine Mayembeng. Bonjour mon capitaine. À vos Ça ordres, va, mon vous allez colonel. bien? Merci beaucoup. Repos. Mes respects, mon colonel. Bonjour mon commandant, comment allez-vous? Commandant Yakham Cham. Ça va mon commandant, vous allez bien? Très bien, et vous? Ah mais très content de vous voir. Merci beaucoup. En tout cas, mon colonel, c'est un plaisir pour la RTS2 de vous recevoir, justement pour fêter l'indépendance du Sénégal. mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi nuyu ñëpp di kontaan nag di recevoir colonel bu nga xamante ne bi dans quelques instants dinañu séq ak moom waxtaan bu am solo parce que nag gis ngeen thème ren bi daal jëmale ko ci lépp lu nga xamante ne bi jàmm la ci àddina bi te saa su ne Sénégal di ci taxaw en tout cas mbokk yi ñu ànd ak mon colonel dem ci suñu studio am waxtaan bu yaatu encore une fois comme ni ñu koy faral di defee bonne fête de l'indépendance à tous mon colonel. Merci. On nous tue mais nous déshonore pas. mbokk yeeg xarit yi nii la leen RTS2 fas yéene nuyoo ci 4 avril 2018 bi ñu fas yéene nag fêter les 58 ans d'indépendance bu Sénégal ñoo ngi gërëm ñëpp waaye nag di ci jiital ngërëm ñi nga xamante ne bi moom mooy armée bi mbokk yi tey dañuy kontaan parce que nag wax dëgg yàlla thème bi nga xamante ne bi choisir nañ ko tey ci défilé 4 avril bi muy la contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale mbokk yi xam ngeen ne lu yàgg la ci Sénégal parce que bu ñuy wax Sénégal dañuy wax teranga bu ñuy wax Sénégal dañuy wax générosité en tout cas nekk nañ daal ci corps yi nga xamante ne bi wax dëgg yàlla vraiment naw nañ leen parce que fu conflit am ci àddina bi mbokk yi dinañu woo armée sénégalaise waaye ci biir loolu mbokk yi dafa fekk ne dafa am ay parties prenantes nag c'est-à-dire que armée sénégalaise mi ngi ci daf ciy participer waaye tamit xam ngeen ne gendarmerie mu ngi ci biir waa ñi nga xamante ne mooy la police nationale ñu ngi ci biir waaye tamit administration pénitentiaire loolu lépp mbokk yi dinañu ci ñëw ma ànd ci nag ak ñi nga xamante ne bi tey ñoo bokk corps bi parce que nag wax dëgg yàlla am nañ fi ay lieutenant colonel am nañ fi ay commandant waaye nag di kontaan lool mbokk yi gis ngeen ko sànq nañu ko accueillir muy le colonel Mamadou Gueye di daal responsable directeur des ressources humaines bu nga xamante ne bi moom moo nekk fële ca état-major général des armées mbokk yi ñu ñëw ak yéen nag ci li nga xamante ne bi tey loolu la ñu nar a ñëwee ak yéen ci 4 avril bi di ci kontaan lool tey dinañ ànd ak suñu xarit Maïmouna Sy nag xam naa ne ba ca kanamee incha allah ah oui il va falloir que mu présenté wu parce que tey nag ca militaire ya la dem Maïmouna dafa ñëw ak ñun mu ne ci thème bi historique bi parce que nag thème bi am na solo waaye nag dafa am fu mu jógee danañ ci xuus bu baax ak moom bu ñu jógee ci loolu mbokk yi génération de force kooku nag suñu xarit Léna Sarr moom itamit bokk ci armée bi tey Léna dafa ñëw ak ñun ci processus bu génération des forces mu nekk lu am solo pour mission onusienne yi parce que gis ngeen nag vraiment ci suñu plateau bi am na ay drapeau yu nga xamante ne bi ONU la drapeau Sénégal loolu lépp dina ci ñëw parce que nag
il faut une certaine organisation pour que nag vraiment mission yi mën a dem ci jàmm ak salaam bu ñu jógee ci loolu mbokk yi dañuy ànd ak suñu xarit Mariem nag dafay dellu si waat ci thème bi waaye nag moom dafa dem xooli suñu xaritu gendarme yi ñoom itamit daal ñu indi ci seen xalaat tout simplement ensemble pour fêter li nga xamante ne moom mooy 4 avril 2018 waaye suñu jógee ci loolu dañuy ñëw ak yéen ci maintien de la paix au Sénégal toujours nag ak ki nga xamante ne bi mooy le général Babacar Gaye mbokk yi parce que xam ngeen ne nekk na ku mag ko nga xamante ne bi daan na vraiment participer ci ay mission daal jege woon lool li nga xamante ne bi moom mooy ONU ak même Ban Ki-moon en tout cas loolu yëpp ki nga xamante ne moom mooy Maïmouna Sy dana ci ñëw waaye mbokk yi bu ñu waxee armée sénégalaise mais faaw ñu tudd ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy les tirailleurs parce que nag wax dëgg yàlla ñoom defoon nañ fi liggéey bu rafet may nee na yaa xam danaa ñëw ci ñoom parce que ñoom itamit wax dëgg yàlla 4 avril bu nekk war nañ leen rendre hommage bu ñu jógee ci loolu nag dañuy ñëw ci sànq maa ngi koy wax le colonel Babacar Gaye moom itamit def na mission bu am solo Centrafrique xam naa may nag dinañu ko tënk ñoom waxtaan bu am solo bu ñu nar a séq ak moom dans quelques instants bu ñu jógee ci loolu nag xam ngeen ne dafa am capitaine bu nga xamante ne bii dafa am médaille parce que liggéey bu am solo bu mu defoon ca Rwanda mbokk yi dañu ciy dellu si waat parce que nag 4 avril dafa fekk ne faaw nag aussi ñu am ñu ñuy rendre hommage bu ñu jógee ci loolu nag mbokk yi ñu jeexal ak li nga xamante ne bii defe naa ne bu ñu defoon émission bi te wax dëgg yàlla waxuñu ci di ngeen nañu mais qu'est-ce qui se passe Amadou Mbaye Loum le grand Amadou Mbaye Loum journaliste waaye j'allais dire aussi militaire mbokk yi loolu nag lañ leen indil tey ci 4 avril bi spécial sur la RTS 2 émission Tam Tam ma dem régie dellu si waat nuyu nag ñi nga xamante ne bii ñoom laa bokkal plateau. waaw dëgg la nag ci armée la ca neex mooy dafa am discipline parce que ba ma dajee tout à l'heure ak ki nga xamante ne bii mooy le colonel Mamadou Gueye daf ma ne nag vraiment kii nii nga koy tuddee ak kii xam nga lan la ñuy wax ci armée affirmatif kon nag dégg naa discipliné naa nee naa mon colonel affirmatif loolu moo tax tey ma bàyyi la daal nga présenté wu ci sunu téléspectateurs yi. Commandant Maïmouna Sy Gueye, à vos ordres mon colonel Yaxam Thiam. Je vous remercie voilà ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax commandant madame Gueye Maïmouna Sy waaye tamit di nuyu ki nga xamante ne bi moom mooy Mariem Meng moom itamit mon colonel am na daal fu mu ko féetalee ma bàyyi ko mu présenté. Capitaine Mariem Meng, à vos ordres mon colonel. Je vous remercie. Alors de l'autre côté nag moom itamit ma bàyyi ko mu présenté wu parce que ñi ngi doon waxtaan ci voilà naka lañ koy xaw a tuddee mon colonel joxe na donc dañuy wax rek affirmatif. Lieutenant Léna Sarr, à vos ordres mon colonel. ñi ngi lay gërëm di la sant waaye nag mbokk yi di am mbégte lool parce que nag yaakaar naa ne dem na ñu def ay sujet ak yooyu waaye nag suñu amul spécialiste ci suñu plateau defe naa ne émission bi di mun a neex ñu ciy nag dalal jàmm bu baax a baax mon colonel. Alors le colonel Mamadou Gueye sànq maa ngi koy wax muy chef des ressources humaines de l'état-major général du Sénégal mon colonel ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm di kontaan bu baax a baax ci sa teewaay fii ba noppi nag di la souhaiter une bonne fête de l'indépendance. jërëjëf yaa xam maa ngi leen di gërëm di leen sant di kontaan lool ci invité bii ngeen ñu invité ci plateau bi ngir waxtaan ak yéen ci sujet bi nga xam ni moom ngeen yëkkati tey mu am solo lool ci wàllu armée bi. Alors mon colonel c'est vrai que sànq ñu ngi koy wax te defe naa ne ku di militaire loolu dafa nekk lu dëggu ci yow defe naa loolu la ñu lay njëkk a poser comme question mooy daal li jëm ci on nous tue on ne nous déshonore pas. waaw loolu dafa nekk loo xam ni lu am solo la ci armée bi maanaam kuréel boo gis muy corps boo gis muy bataillon boo gis dafa am lu ñuy wax devise loo xam ni moom moo koy yëngal ci nga xam ci lay gis boppam tamit devise boobu nga xam ni mooy devise armée mooy on nous tue on ne déshonore pas dafa nekk loo xam ni daf ñu soxal trop ndax dafa indi ñetti yëf dafa indi njàmbarte dafa indi ngor dafa indi tamit bëgg sam réew donc ñett yooyu je crois que mën nañ ko résumer mooy li nga xam ni mooy def particularité soldaaru Sénégal. kon daal moo tax ñu leen di wax yéenay jàmbaar. ñun ñooy jàmbaar. yaakaar naa ni tamit lu ñu war mooy ñu def lépp pour loolu ñu maintenir ko ñu sauvegarder ko. très très bien en tout cas ñu ngi la ci gërëm di la sant bu baax a baax mbokk yi ñu ñëw ak yéen nag ci historique bi mbokk yi mu nekk lu am solo ñu ne Sénégal dafa fidèle ci tradition am xam nañ ko ñu ne teranga ñu ne solidarité générosité waaye tamit di am engagement bu mag bu ñuy am au niveau international ñu ne depuis nag ñu am indépendance 1960 Sénégal dafa doon di yónnee ba léegi ay contingent premier contingent bi nag au lendemain des indépendances mbokk yi dañu ne 500 casques bleus
ñu jóge ci loolu nag mbokk yi ànd ak Maymouna Sy mu defal ñu historique bu nga xamante ne bi moom daal jokkoo na ki nga xamante ne bi mooy directeur des relations publiques des armées mbokk yi ñu dem xool dellu si nag mën cee waxtaan ak suñu invité tey le colonel Mamadou Gueye. ku ne Sénégal nag ne réewu teranga ci fépp ba ci sax ñi nga xamante ne ñooy soldats si ñu leen di wax nag force de défense et de sécurité muy police di gendarmerie di douane di militaire ak yeneen yi ñu leen di sargal nag ci bés bi nga xamante ne ci la ñuy fàttaleku ba Sénégal moomee boppam ci bés bi ñu ci rafetlu itam jéego yi nga xamante ne réewu Sénégal def na ko ci utum jàmm muy ponk bi nga xam ne moom la ñu tànn ren. ñu njëkk a dem ñu ngi dem août 1960. bi ñu jëlee seen indépendance mu teg ci weer yoon tuuti ci la organisation des Nations Unies fekk mu amoon genre rébellion bu amoon Congo belge ex-Zaïre bon Katanga donc ci la ñu yónnee suñu premier contingent bi njëkk a dem c'était un contingent de la fédération du Mali donc mooy ñu nag Mali bi ñu bokkee def fédération ki ko jiite woon mu ngi tuddoon période boobu en fait mu ngi grade bi mu amoon période mooy commandant mu ngi tudd Claude Mademba Sy donc qui a fini colonel à la fin de sa carrière. atum 1960 ak léegi nag Sénégal mu ngi yónnee fépp ci àddina si ay soldaaram jaarale ko nag ci CEDEAO wala ci Union africaine wala ci Nations Unies lu toll nag ci juróom fukki ak ñetti junni doomu aadama jot nañoo dem boo bokk léegi Sénégal nag nekk ca kanam ci réew yi nga xamante ne fu ñu wootee ñu daal di teew. mission yi dem nañu ba bëre ba toll ci buñ ko xaymaa à peu près juróom fukk mission. ci ñaar fukk ak lu ëpp réew parce que da ngay gis benn réew mu am mission yu bëri mu ngi mel ni Congo no Angola amoon mission yu bëri amoon UNAVEM 1 UNAVEM 2 UNAVEM 3 MONUA Congo amoon ONUC mooy mission bi ñu njëkkoon dem amoon MONUC amoon na MONUSCO ak réew bu mel ni Centrafrique wala réew bu mel ni Rwanda ak yeneen réew donc benn réew mën nañu ci def mission yu bëri donc ci buñ ko xaymaa ñaar fukk ak ñaar réew def nañ ci lu tolloog juróom fukk mission et boobaak léegi armée rek yóbbu na lu tolloog juróom fukki junni nit yu bokk ci mission yooyu boo jëlee gendarmerie ëpp na jege na presque peut-être de 2000 police tamit ainsi de suite moo waral boo jëlee yëpp nekk na ay juróom fukk ak ñetti junni nit yu ñu yónni ci mission yu mel noonu. donc c'est dire que Sénégal mooy juróom-ñaareelu réew ci àddina ci contribution Nations Unies par exemple ci àddina tamit bu ñu jëlee police Sénégal mooy premier ci li ñu déployé ci unité de police ci mission yu mel noonu. ginnaaw mission yi nga xam ne nag ñu ngi koy amal te Sénégal di jël ay doomam di leen fa yónnee réew Sénégal am na tamit ay xaatim yoo xam ne def na ko jëm nag ci wàllu utum jàmm fépp ci àddina si loolee nag muy ci réew yi nga xamante ne moo ñu ronu wala réew yi nga xam ne dañoo féetee feneen ci àdduna bi. waaw ñuy kontaan nag ci commandant madame Gueye Maymouna Sy xam naa ne mission bi nga xamante ne bi de joxoon nañ ko def na ko ca na mu waree en tout cas mon colonel ma am nag ay vraiment chiffres yu nga xamante ne bi jàpp naa ko parce que dafa ne 50 missions plus d'une vingtaine de pays waaye tamit 53 000 bu ñu ko xaymaa personnes mu nekk ay lim yu takk yu nga xamante ne bi Sénégal def na ci loxoom ci daal stabilité daal ak la paix au niveau international. loolu dëgg la lim bu am solo la. ndax bañ ko tàmbalee 1960 ba léegi daanaka Sénégal taxawul ci continuer di yónnee ay troupes fépp fi nga xam ne rek Nations Unies dafa ñu sollicité lu ko waral mooy dañu am ay engagement internationaux yoo xam ni suñu réew da koo signé maanaam bokk ci li nga xam ni mooy lu ñuy wax solidarité internationale fépp fi nga xam ni jàmm ji xaw na fa naxasaay war nañ fa mën a dem bokk ak ñoom jéem leen jàppale ci li nga xam ni mooy jàmm ji nga moom la ñu wut loolu moo tax lim bi xaw a takku waaye dina gën a bari ndax mission yi daanaka day gën a bari ndax tànk àdduna bi ngi fii nekk toujours xiiroo ak ŋaayoo dina am ci diggante réew yi wala ci biir réew yi ce qui fait que réew ji rek doyatuñu pour régler seeni problème interne il faut ñu woo ñeneen pour ñëw wàllu si leen pour ku nekk indi expertise am ku nekk indi sa mën-mën ku nekk indi sa xam-xam
pour que jàmm ji nga xam ni moom la ñuy sàkku mu nekk loo xam ni mën nañ ko am ci anam bu mu gën a rafet. très bien alors May dama gis nag ne que vraiment nekkul Nations Unies nekk c'est-à-dire que ci biir Union africaine ci CEDEAO loolu lépp Sénégal ak vraiment corps yi nga xamante ne dañ fay dem ñu ngi ànd di wéyal li nga xamante ne bi mooy stabilité bi sur le plan international ak li nga xamante ne moom mooy jàmm ji ñuy wut. waaw yaa xam ni nga ko waxee noonu la moo colonel excusez-moi ni nga ko waxee noonu la ndax Sénégal comme ni ko suñu invité waxee sànq dafa xaatim ay traité ak ay convention yoo xamante ne daf cee wax ne fuñ ko oo dina wuyu looloo tax nag ci wàllu CEDEAO itam dinañu wuyu dem ci dëkk yi nga xamante ne day faral di am ay jéye wala ay fitna fu soriwul fenn Gambie gi nga xamante ne moo ñu gën a jege je pense que ne mooy exemple bi gën a jege Mali itam bokkoon nañ ci force yi nga xamante ne jot nañ faa dem ba ci sax yeneen dëkk yoo xamante ne bokkul ci CEDEAO lu ci mel ni Congo wante loolu lépp day wane rek ci njëlbeen bi li nga junjoon muy Sénégal réewu teranga Sénégal réew boo xamante ne vraiment dafa am une expertise reconnue en matière de maintien de la paix et de la stabilité internationale loolu nag li ñu ko may je pense que ne du loo xam ne dañ koy seeti fu sori ndax Sénégal dafa nekk un pays boo xamante ne histoire taarix daf ci am solo ci fànn bu ne nag boo ko jëlee muy ci wàllu sunu mbaax muy ci wàllu histoire militaire nekk na réew goo xamante ne vraiment joué na lu am solo ci jamono déjà ba nga xamante ne fédération du Mali la woon diggante Mali ak Sénégal ndax premier contingent bi bañ koy yónnee c'était juste au lendemain des indépendances boobu séparé guñu sax Sénégal ak Mali muy lu am solo comme ni nga ko waxee sànq loo xamante ne daal vraiment jar na ñi ñuy xuus si ñu wax si wante surtout itam ñu wax te leeral ne mission yooyu tamit lu ci ëpp ay sénégalais lañ koy dénk ñu jiite ko. très bien alors je pense que mon colonel il était important quand même ñu ñëw tuuti ci historique bi parce que sànq ñoo ngi koy wax au lendemain des indépendances la ñu commencé déjà def 500 casques bleus lim bi dem ba 53 000 alors yaa ngi koy wax affaire bi dana gën a yaatu parce que am na fu bëri fu nga xamante ne bi Sénégal dafa war a teew ndax expertise am. loolu dëgg mën naa wax sax ni avant 1960 la ñu commencé di intervenir à l'extérieur. Absolument. ndax boo jàngatee ci histoire première guerre mondiale deuxième guerre mondiale am nañ ay sénégalais yoo xam ni demoon nañ pour bokk ci li nga xam ni mooy jàmm ñu doon ut ci àdduna bi. Absolument. donc bañ commencé 1960 nag lañ commencé nag mu nekk nag mission officielle des Nations Unies comme ni ma ko waxee yëf yi dina gën di yaatu dina gën a bari ndax ay étape la au début dañ daan yóbbu ay troupes maanaam ay soldats yoo xam ni daanaka dañuy dem nekk ces troupes sur le sol ñu dem ba yàgg dans les années 2000 Sénégal dem ba am xariñ boo xam ni dañ ne ñii de am nañ mënef goo xam ni itam seen kilifa ràññee nañ leen ci wàllu commandement donc il faut ñu jël ay Sénégalais pour ñu commander pour ay troupes. Très bien. Ce qui fait que suñu kilifa yu bëri commandé nañu ay nekk nañu ay commandant de force. waaw parce que ñu ngi gis aussi si sànq ñu ngi ñu koy wan vraiment pays yi nga xamante ne bi Sénégal participé na ci mi ngi ni Congo sànq ñu ngi koy wax Rwanda je pense que ku ne xam na ko le Soudan et voilà dëgg la ay dëkk yu bëri yu nga xamante ne bi alors mon colonel c'est vrai que tey nag vraiment ci année bi dañu jël thème bu am solo contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale xëy na nga ñëw ci li nga xamante ne bi mooy daal ni ko tubaab di waxee dafa ñëw à son heure thème bi dafa ñëw à son heure voilà thème bi dafa ñëw à son heure ndax adduna bi dafa toll foo xam ni jàmm dafa xaw a jafe dafa xaw a tumuranke réew yu bëri ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe maanaam ci instabilité rawatina ci réew Afrique gox bii nga xam ne ci lañ nekkee mooy Afrique subsaharienne ce qui fait que réew bu nekk boo toogee sa biir ne man kat sama yoon newu ci je crois que quand la case de l'autre brûle nga toog na sama yoon newu ci ëllëg dina law ba ñëw ci yow donc war nañu ñun ñëpp ñu jóg taxaw ci Nations Unies wala ci organisation de l'Union africaine. Absolument. wala ci CEDEAO nga xam ne yëpp ay kuréel yoo xam ne Sénégal da cee bokk. war nañu niveau bu nekk ñu mën cee bokk. yàlla def na bokk nañ ci troupe yi nga xam ne ñoom ci la ñu gën a sollicité. ci la ñu bokk. bu fekkoon sax amoon nañu armée bu xam ni toll na ni mu war a toll. xëy na dinañ gën a bari. fépp ci mission yëpp ndax fu nekk la ñuy sollicité. waaw parce que ñu ngi wax 7e pays bi nga xamante ne bii vraiment ONU dafa koy saa su ne soxla ci ay intervention yu demee noonu. dëgg la mooy li ma wax rek mooy depuis 1960 ba léegi taxawuñu benn yoon. daanaka chaque année chaque mission bu ñëw rek. daanaka sénégalais yi ñoo nga fa. très bien ci wàllu troupe wala ci wàllu observateur militaire wala ci wàllu expertise même civile. nga xam ni dañoo xarañ ci wàllu
ci waru kaaraange. dañ leen di yóbbu ci mission yi. très bien ba pare nag boole ci yaakaar naa ne ku leen fa yóbbu saa su ne duñu rus parce que ñoom la ñu xam la ñuy def moom daal on nous tue waaye on ne nous déshonore pas tout simplement moo kii nu xuus nag ci émission Tam-Tam spéciale 4 avril fii ci RTS2 ñu ñëw nag ak vraiment suñu xarit Léna Sarr nee na lieutenant-colonel Léna Sarr nee na nag ci processus génération des forces ci mission yi nga xamante ne bi jëm ONU ñu ne Sénégal dafa daal créer benn link te mu nekk lu am solo parce que nag dafa am corps yu bëri yu nga xamante ne bi ñu ngi participer ci performance yi nga optimiser les performances extérieures ñu ne armée mbokk yi dafa nekk pàcc bu ci am solo waaye gendarmerie dafay wàll si ñu ne déeta waaye ñu ne police mbokk yi dafay ñëw ñu ne nag am na tamit lu nga xamante ne bi léeg-léeg dañ koy xaw a fàtte te ñoom tam ñu ciy def liggéey bu am solo muy administration pénitentiaire mbokk yi liggéey bi nga xamante ne bi dañ ko fay def maanaam àndandoo ñoom ñëpp pour que vraiment Sénégal nekk daal benn pays partenaire bu nga xamante ne bi saa su déployer ay forces rek ñu ne vraiment am na liggéey bu rafet ak maintien de la paix bu nga xamante ne moom la ñu bëgg ci ñoom ñu ko fay def liggéey bu rafet kon nag ñu ne loolu saa su ne dafay porter ses fruits c'est normal parce que bu ñu àndandoo waxtaan diisoo pour mën a nag dem participer ci maintien de la paix mbokk yi dafay nekk lu am solo kon nag ñu ànd ci ak suñu xarit Léna Sarr mbokk yi dellu si waxtaan ci suñu plateau. ngir fexe ba jàmm di law fii ci réew mi ak itam biti réew Sénégal dafay sukkandiku ci ay forces yi ci mel ni armée gendarmerie police administration pénitentiaire ak ñoomi seen ci wàllu boppam armée sénégalaise dafay dugal loxoom bu baax ci yooyee mission ngir ñu mucc ayib. La direction de l'intendance des armées assure entre autres l'approvisionnement en denrées de subsistance, effets d'habillement, de campement, de couchage, d'ameublement. liggéey bi nag ay patrouille la ay dem ak dikk ay aar ay dimbali nit ñi ni ñuy nekkee ci jàmm pour mën a liggéey aar tamit seeni alal aar tamit seeni institution aar tamit seeni kilifa. lu weesu armée gendarmerie nationale moom itam mi ngi ciy dugal loxoom bu baax wante nag laata Sénégal di yónnee ay forçam ci ay mission onusienne dafa am ci ay anam yu ñu koy teg lépp rek ngir yooyee mission jaar yoon. gendarmerie dafa am ñetti catégorie personnel yu muy jël di leen yónni ci mission extérieure yi. critère de sélection bi nga xamante ni moo concerné les prévôts ñi ànd ak armée nga xamante ni ay militaires la ñuy doon ñoom seen mission mooy assurer la police militaire. ñi ñuy wax les IPO mooy les officiers de police individuelle. ñooñu seen critère de sélection moom xaw na compliqué tuuti parce que il faut que nga satisfaire ci ay tests pour mun ko def. li ci topp nag mooy bi ñuy wax les FPU mooy unité de police constituée ay escadron lay doon yoo nga xamante ni ñoom maintien de l'ordre moo leen di tax a jóg. dañ leen di jël di leen tàggat ci li nga xamante ni moo war a doon seen liggéey bu ñu eggee di leen tàggat ci li war a tax ñu comprendre fa ñu jëm mandat ba lan la laaj. def conférence yoo nga xamante ni lépp lu Nations Unies di tere dañ leen koy xamal. bu ñu noppee bay waajal mission yooyee dañuy saytu bu baax ndax jumtuwaay yi jaar na yoon. Le soutien des unités engagées en opération extérieure partent avec un lot de chargement. Le lot de chargement prévoit les pannes les plus fréquentes et possède un certain nombre de pièces, rechange et volants qui permettent à l'unité, une fois déployée, d'être quasiment autonome. Gendarmerie nationale fu muy déployé wu ci àdduna bi matériel boppam lay yóbbu muy oto yi muy équipement bi nga xamante ni moom la ñuy wax le soutien de l'homme lépp lu nit ki war a yor ci boppam lépp loo nga xamante ni bu fa eggee day defar nekkinam dëkkuwaayam ak li muy soxla. ci dëkk yi ñuy yónnee ci mission onusienne yi Sénégal bokk na ci dëkk yi ñi nga xam ne ñi ngi koy gën a ràññee ci wàllum efficacité ndax bu ñu seetee ba ca biir Sénégal kenn musuka tuumaal ci ay xeetu ñaawteef ci wàllum génération de force nag Sénégal am na ay généraux yu ñu mën a lim ñu bokk ci ñoo xam ne ay royukaay lañ lu ci mel ni général Babacar Gueye général Balla Keïta général Jean-Baptiste Tine ak seeni njoñ. waaw yow tamit lieutenant-colonel vraiment mission bañ la joxoon accomplir nga ko alors Léna mu mel ni defe naa ne dafay baax genre émission yi ñuy wone parce que defe naa ne lu ñu wone am na sénégalais yu bëri xëy na xamee wuñ ko woon nii vraiment toute une organisation
au préalable c'est-à-dire voilà tout ce qui est formation et cetera laata ñuy dem ci mission yu toll. parce que yaa xam li ci am importance mooy yow da ngay def reportage bi di ci gëstu di ci jàngale. xam nga loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy ci importance bi. parce que tey jii boo gisee mooy comme ni nga ko waxee yow sànq. dafa am link boo xam ne ni entre les différents corps moom mooy am mu muy police di armée di gendarmerie ak administration pénitentiaire ku ci nekk rek di nga am loo xam ne da nga koy jox sa morom lu ci mel ni bu ñu jëlee gendarmerie moom ni ñu ko waxee critères de sélection yi dafa am ñi nga xam ne nii ñoom ñooy les prévôts te les prévôts nag mooy ñi nga xam ne dañuy jàppale armée ñoom seen soutien armée lañ koy yóbbu bu ñu jëlee IPO yi ñoom seen critère de sélection aussi am na noo xam ne nii ci lañ koy tegee mais FPU donc moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy escadron yi ñoom seen côté ci unité de police constituée ñoom la ñuy gën a jàppale donc côté police bi pour wane ni rek ñoom ñëpp ku ci nekk di nga am nooy jàppale sa morom gendarmerie aussi buy dem mission bu soxlaa li nga xam ne moom mooy médecin militaire parce que jotuñu ko lim ci élément bi armée moom moo koy jox donc kii dafay jox moroomam lii kee jox moroomam lii donc am na loo xam ne ñi ngi koy liggéey ci seen biir te formation bi après 3 mois lay durer fële Wakam kon ku ci nekk aussi ñu jox la li nga xam ne moom mooy charte ak règlement yi nga xam ne moom nga war a respecter te Nations Unies aussi moom la imposer. Très bien alors mon colonel maa ngi wax sànq leen ne que y a toute une organisation au préalable mais il faut dire aussi que dafa am ay critères de sélection parce que dafa am nit yu nga xamante ne bi ñoom la ñu war a tànn pour ñu dem ba noppi nag nga ñëw ci lëkkaloo bi nga xamante ne bi corps yooyu dañ koy lëkkaloo pour maintien de la paix. waaw lu am solo la ndax tànn bi moom mooy tax ñu am unité bi nga xam ne moom la ñu bëgg boo xam ne méngoo na ak lu ñuy xaar ci théâtre bi nga xam ni fa la ñuy déployer suñu unité yi moo tax bu ñuy commencé tàmbali dinañ ko wàcc lu tolloog juróom benn weer avant ñi commencé regroupement bi ci tànn nit ñi ñan ñoo war a dem ci wàllu visite médicale ci wàllu aptitude physique psychique morale ak ci wàllu tam xarañ ak xam seen liggéey ku nekk aussi li nga xam ni loolu lañ la fa soxla il faut nga xarañ ci bu baax a baax a baax moo tax sélection bu xaw a doy waar la bu xaw a metti la bu ko fay pour éviter rek ëllëg ñu yóbbu ñoo xam ni waruñu woon yóbbu wala ñoo xam ni seen xam-xam des na ci wàllu li nga xam ni moom lañ leen di xaar beneen fànn bi mooy lëkkaloo bi nga wax ci diggante force yi effectivement dafa am solidarité professionnelle boo xam ni surtout ci wàllu soutien mooy nit ñi naka lañ leen di mën a jàppale dimbali ci wàllu logistique ci wàllu mobilité ci wàllu kaaraange ci wàllu fetal ak arme ak yooyu donc dafa am ay ñoo xam ni ñoom loolu ci seen xam-xam ci loolu la màcc il faut ñoom tamit ñu bokk ci préparation bi bu loolu yëpp yembee nag ñu yóbbu contingent bi fi nga xam ni mooy nekk le lieu de regroupement gendarmerie am na lieu de regroupement armée am na lieu de regroupement boo demee Thiès am na benn centre boo xam ni loolu lañ ko jagleel ñu tuddee que CET 7 centre d'entraînement tactique numéro 7 nga xam ni pour préparer suñu contingent yi lu mat 4 mois 5 mois ci wàllu tir ci wàllu entraînement dañ leen di yóbbu gox yi nga xam ni moo gën a niroog tamit gox yi nga xam ne fa lañ leen di yóbbu ci biir réew mi donc mu nekk travail boo xam ne lu am solo la dafa laaj préparation boo xam ne tamit bu rigoureuse la. Très bien alors mi ngi wax aussi ne que matériel bi nga xamante ne dañ koy jëfandikoo ñoom ñoo koy préparer ànd ak moom. voilà loolu am solo la ndax booy dem ci mission yi mel noonu lu ci gën mooy nga yóbbu matériel bi nga xam ne miin nga ko. yoo xam ne yàgg nga liggéey ak moom. loolu moo tax temps yu jëkkee suñu mission xawoon na jafe tuuti. ndax dañ daan yóbbu ay nit mais jumtuwaay ñu fay yóbbu dañ ko fay fekk. maanaam dañ yeneen réew ñoo ñu daan jàppale. D'accord. mais léegi Sénégal dem na ba nekk autonome. en matière de soutien logistique. de ces contingents. ce qui fait que li nga xam ni moom la ñuy yóbbu. matériel la jumtukaay la yoo xam ni xam nañ ko miin nañ ko. sa xam nañ naka lañ koy jëfandikoo. alors sànq ñu ngi koy wax c'est-à-dire que xam nañ ne que bu ñu waxee vraiment force yi nga xam ne ñu ngi dem extérieur pour maintien de la paix dinañu ci tudd bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy militaires yi dinañu ci tudd bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñooy gendarmes yi xam nañ ne policiers yi waaye tamit waa administration pénitentiaire daal jéem nañoo woon def mais xëy na mënuñu woon xëy na très rapidement yegg si ci li nga xamante ne mooy interviewé leen ñoom itamit am nañ pàcc bu am solo bu nga xam ne ñoom itamit ñoo ngi ko fay joué. dëgg la am na pàcc bu am solo ndax généralement mission yi nga xam ni moom la Nations Unies di tëral wala CEDEAO day nekk ci réew yoo xam ni daanaka seen stabilité ci fànn yëpp la laal. dina laal ci wàllu kaaraange dina laal ci wàllu justice
dina laal ci wàllu nu mu tuddati sécurité intérieure ce qui fait que dañuy soxloo soldat dinañ soxloo police dinañ soxloo gendarmerie dinañ soxloo administration pénitentiaire pour doxal li nga xam ni mooy wàllu justice ak wàllu lépp lu jëm ci mbirum voilà yoon ak yooyu. Très bien. Alors Léna. parce que ci loolu sax yaa xam donc li colonel wax dañuy joxe benn exemple rek par exemple fële ca Congo administration pénitentiaire bi fexe na ba ñu mën a réinsérer ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon les anciens rebelles ba ñoom ñu mën leen def des citoyens utiles pour wane ni que aussi peut-être dañuy gën a di faral di dégg lii di armée police ak gendarmerie mais administration pénitentiaire aussi liggéeyam dafa am solo ci mbirum maintien de la paix aussi. Très très bien. En tout cas Léna lieutenant-colonel Léna ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax mbokk yi di fàttali nag nekk pour maintien de la paix vraiment bu ñu fàtte ne corps yu bëri dañ cee lëkkaloo sànq ñoo ngi koy wax ñu ne armée waaye tamit ñëw ci li nga xamante ne bi moom mooy gendarme yi ak policiers yi waaye tamit administration pénitentiaire ñoom itamit ñoo ngi ci def liggéey bu rafet ñu xuus nag ci émission Tam-Tam di leen fàttali ne yéen a ngi ñu jot ci canal 5 bu TNT encore une fois di leen souhaiter une bonne fête de l'indépendance mbokk yi ñu ñëw ak suñu xarit Mariem Meng Mariem lanati nga sax yow commandant wala capitaine capitaine Mariem Meng alors Mariem nag nee nañu défilé 4 avril bi dafa ñëwaat ak ñun ci li nga xamante ne bi moom mooy thème bi parce que dañu tàyyi di ko wax contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale dafa ñëwaat ci ñun ci thème bi waaye bi yoon nag ñu ànd ci ak suñu xaritu gendarme yi mbokk yi ñu dellu si waxtaanee ko ci plateau. thème bi mooy contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale mooy ban wàll la force de défense yi ak sécurité yi am ci li nga xamante ni mooy liy soxal jàmm ci àdduna bi di dalal les réew yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci àdduna bi loolu mooy thème mu ren bi. importance su défilé moom mooy moment de communion la moment de communion boo nga xamante ni dañuy jox possibilité force de défense et de sécurité yi ñu xool ñoom ak seen population won leen jumtukaay yi nga xamante ni moom la ñu am pour def seen liggéey il faut que corps bu nekk génne li nga xamante ni moom lay liggéeyee lam sa yor mu génne ci ay spécimen pour won ko population bi pour mën a dalal seen xel mais aussi concept armée nation bi daf ci bokk pour que ñu xam ni gendarmerie wala police wala armée ñoom dañ fi nekk au service de la population ñoom dañ leen a boole ci biir fête gi boo xoolee bëri na ay civils yoo nga xamante ni dinañ bokk ci biir fête gi écoles yi dañuy défiler les communes dañuy défiler pour wane ni moment la boo nga xamante ni de partage de communion bu ñëpp bokk pour sargal ñi nga xamante ni mooy sunu soldat sunu gendarme ak policiers yi ak waa administration pénitentiaire yi ñuy jël di leen yóbbu ci bitim réew pour ñu nekkal fa Sénégal pour xool lan mooy jàmm ji nan lañ koy saxalee ci dëkk yooyu nga xamante ni dañ ko ñàkk. xam nga gendarmerie nationale fête bi ak thème bi dafa am solo ci moom. parce que boo xoolee aujourd'hui Sénégal dafa nekk li ñuy wax juróom-ñaareelu dëkk ba nga xamante ni ñiy jox ONU ay nit ñu koy liggéeyal Sénégal moo occupé 7e place bi loolu nag pour dëkk bu ndaw géographiquement bu mel ni Sénégal dafa am solo parce que dafay firndeel que ne sunu diplomatie am na fu mu toll tey jii te diplomatie boobu bu tolloo foofu ba ñu mën a di respecter le Sénégal armée bi muy force de défense et de sécurité yi dañ ci am wàllu rëy. wàllu réew woowu nag gendarmerie daf ci am aussi benn part boo nga xamante ni mënuñu ko négliger parce que depuis indépendance yi depuis 1960 depuis bi Sénégal commencé jël ay nit di leen yónni à l'étranger chaque fois gendarmerie nationale dafay désigner li ñuy wax élément prévôtal mooy lu mat juróom-benn nit yoo nga xamante ni dañ leen di désigner dugal leen ci biir contingent wu armée yi pour ñuy xool yarin wi pour ñuy xool seen nekkin pour respecter li ñuy wax la police militaire. donc loolu mooy première mission bi nga xamante ni gendarmerie daf ko am ci wàll wi deuxième mission bi loolu dafa évoluer ba ay boor yi année 90 bi ñu eggee foofu xarañu gendarme yi ak force de défense yi de manière générale tax ONU gën ñu jox confiance di ñu demander li ñuy wax ay officiers de police individuels ay nit ñoo nga xamante ni dañ leen di jël def ay tests envoyé leen ci bitim réew pour ñuy xool dëkk yooyu ndax lépp li ñuy def sàmm nañ ko pour mu méngoo ak li droit de l'homme wax ak li nga xamante ni moom la norme yi digale. bii itam dafa nekk loo nga xamante ni dañ ko jël ñu concevoir ko autorités yi daan ni dafa jot ñu sargal ñi nga xamante ni ñoom la ñuy jël di leen yónni à l'étranger ñu fay nekkal Sénégal c'est-à-dire
force de sécurité yi ak défense force de défense yi nga xamante ni ñoom la Sénégal di jël di leen yónni ñuy dem bitim réew di xool dëkk yi nga xamante ni fa la jàmm ñàkk ñu nekk foofu pour soxal ko donc ñooñu la ñu war a jël tey jii di leen sargal donc di leen wax ni li ñuy def le Sénégal le peuple sénégalais est reconnaissant xam nañ coono bi ñu nekkee donc di leen ci mastawu di mastawu seeni famille di wane ni lii reconnaissance la boo nga xamante ni non seulement autorité étatique yi ñoom ñoo ko def mais corps yi ñu bokk benn corps bu ci nekk muy gendarmerie di armée di police ak yeneen corps yi nga xamante ni dañuy yónni ay nit seen corps yooyu aussi seen commandement yi ñu ngi leen di masawu di leen sargal di leen wan lii ñoom ñoo ko moom. waaw dañuy kontaan lool ci capitaine Marième Meng parce que di ci jaarale sax di nuyu bu baax a baax ñi nga xamante ne parce que des fois j'ai des amis et je reçois des coups de fil seetaan nañ leen donc yéen ñi nga xamante ne bi Sénégal yónni na leen pour maintien de la paix ak fu ngeen mun a nekk en tout cas RTS 2 mi ngi leen di souhaiter une bonne fête di leen ñaanal jàmm ak salaam ngeen dellu ci jàmm ci njaboot yi en tout cas dañuy kontaan vraiment Marième ci la nga ñu indil ci sunu xaritu gendarme yi parce que dafa am ay mbir yu nga xamante ne bi wax na ko mu neex ma loolu parce que nag ci 4 avril la ñu wax dañu ne important su défilé parce que nag population bi dafay soxla vraiment corps yi ñu génn wan ñu matériel bi ñu xaw a rassuré tuuti voilà soxla nañ ko bu baax nag yaa xam ndax yow comme gendarme nga war nga xam jumtukaay yeeg ni ñuy doxalee foofu ci armée bi ndax suñu dee wax crise bu amee mu paix fu mu amee rek crise am na fa am na jafe-jafe yi nga xam ne am na foofu jafe-jafe yi lan moo koy indi ay guerre la partie civile la wala leneen ak leneen ñoo ciy tax a jóg kon loolu dañuy soxla jàmm ndax jàmm jooju si la lépp xaj dëkk bu amul jàmm dara du fa développé wu gis nañ côté économique santé xale yi ñuy rey jigéen yeeg lépp mu doon ay tolof-tolof yoo xam ne crise yi ñoo koy indi kon ñii buñ leen di yónnee waa armée bi muy ñun ñii suñu yónnee li ñu waral ak li ñu suñu mission pour ñu doxee ko fa maanaam mooy dimbali askan nga xam ne ñoom la ñuy fekk ji ba ñu am jàmm te ñun suñuy dugg foofu dañuy mel ne ñun fa lañ bokk ndax amul armée amul couleur bu ñu xasee ba dem rek Nations Unies lañ demal kon ce qui veut dire que ñun ak ñooñu ñoo yem même pied d'égalité y a pas de couleur y a pas de pays. Absolument. On parle là-bas de la solidarité de l'armée kon ñun li ñu fa yóbbu mooy li ñuy doxee ana naka la ñuy mën a def ba dëkk boobu am jàmm rek dañuy gis gis nañ ni suñuy yaay ñoo fa nekk suñuy rakk yi suñuy doom yi ñëpp fa la ñu nekk mu doon nag mission bu am solo boo xam ne waa gendarmerie ñi ngi ko ciy dox ndax gis nañ ni gendarmerie déjà sélection bi ñuy def dafa rigoureuse par rapport ak corps d'armée yëpp mu doon ay sélection yoo xam ne dañuy xoolaal yenn jumtukaay yu am solo yoo xam ne moom la ñuy yóbbu tey sax bu ñuy xool tey ci 4 avril bi nii yaa xam am na ay jumtukaay yu yees sax yoo xam ne ñun waa gendarmerie ak militaire yeeg ñëpp génne nañ ko fa ndax bu ñu xoolee ni tey ci wàllu géej bi am nañ ay matériel yu am solo yoo xam ne indi nañ ko bu ñu xoolee aussi ci wàllu jaww ji matériel yi am solo ñëw na bu ñu xoolee it ci côté yëpp fépp rek am nañ jumtukaay yu yees yoo xam ne indi nañ ko ñun waa armée yi alors mu mel ni nag moo colonel di nga ñëw ci importance su défilé parce que sànq maa ngi koy wax population bi on a besoin aussi d'être rassuré par rapport ak matériel bi par rapport ak ñi nga xamante ne bi ñu nekk ci armée yi waaye xam naa ne bu ñu jógee ci loolu dinañ xuus ci lu am solo lu nga xamante ne bi vraiment kii Marième interviewé wax na ko muy police militaire loolu tamit am na solo ci mission yi nga xamante ne bi dañuy dem waaw lu am solo la d'abord défilé dafa nekk lu am solo ndax défilé comme ni ko Ibrahima Ndiaye waxee léegi dafay dalal xel maanaam askan wi ñu wal leen yéen de seen kaaraange fii la toll bu ko defee ñu génnee jumtukaay yi nit ñi seen xew-xew dal na ñun kat mën nañoo nalaw ndax am nañ ñoo xam ne am na fu ñu faytee ci wàllu kaaraange vraiment dafa nekk loo xam ni dafay rapprocher population bi ak armée parce que l'armée en fait na fekk refléter le peuple de nuru lu dul askanam donc lu am solo la luñ ci ñu nga baal ma mais ci biir loolu quelques instants rek yenn civils yi dinañ dugg ci biir vraiment camp militaire yi ñu jàngal leen naka la ñuy défiler et cetera mu nekk aussi voilà communion bu am solo la ndax soldats yi dañuy dem ci école yi dañuy dem ci gox-goxaan yi ci quartier yi vraiment di jàngal xale yi défilé ndax booy seet défilé ci jàngatu défilé bañ koy sos ci armée xam nga pour lan la pour tàggat doomu aadama pour yar ko ndax défilé dafa bokk ci li ñuy wax ci parade wala mouvement de pied ferme mu ngi mel li ñuy wax ordre serré dans l'armée ci loolu la ñuy commencer di tàggat suñuy soldats nit ki plus mu mën défilé
plus dafay am loo xam ne daf koy jouer ci dans son subconscient. waaw parce que nag ci wax wàllu dëgg yàlla discipline ci wàllu yar ci wàllu yam. et puis tenue bi sax parce que dañuy gis voilà. ne que dañuy wax nga jub xocc dañuy gis ne que nga dox avec assurance. dañuy gis ne Ok. que tu respectes les pas tu respectes ki nga dellool. Voilà. donc ni nga ko waxee njàngat la. voilà njàngat la donc lu am solo la booy seete sax ci yenn écoles yi nga xam ni ñu xaw a ràññee ci réew mi dañuy def lu mel ni ordre serré jàngal xale yi défilé wala ñu leen jàngal ordre le matin bu ñu ñëwee bala ñu dugg salle de classe yi dañuy nekk en rang dañuy saluer drapeau bi loolu yëpp dafa nekk loo xam ni lu am solo loo xam ni war nañ ci gën a taxaw Très bien. ci wàllu yar suñu ay doom. Très bien en tout cas ñuy nuyu nag waa marine nationale parce que xam ngeen ne RTS2 année dernière d'ailleurs sax rediffusé nañ ko la veille de la fête de l'indépendance émission bu mag bu ñu amoon ak waa marine nationale waaye ci biir loolu sànq maa ngi la koy wax ma ne tamit gendarmerie tamit ci wàllu woowu ci mission yi am na luñ ci liggéey lu am importance muy police bi nga xamante ne bi mooy police militaire. voilà police militaire mooy élément provital bi nga xam ne moom la wax chaque fois bu ñu amee benn kuréelu militaire boo xam ni dafay génn mu nekk ci biir réew mi mu nekk benn détachement wala mu nekk ci bitim réew bu ñu demee par exemple ci mission à l'extérieur day am toujours benn élément boo xam ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu discipline ci wàllu yar pour maanaam xool ni nga xam ni ñooy jëfandikoo li nga xam ni bokkul ak li nga xam ni moom la yar moom la discipline militaire imposée donc loolu muy nekk lu am solo dina tax mission bi ñu doxal ko ci anam bu mu gën a rafetee sans jalgati yoon donc moo tax élément provital lu am importance la ci mission yi nga xam ni moom la ñuy def gendarmerie di ci bokk. Très bien alors on va terminer Marième donc mu mel na diplomatie sénégalaise daal ci fànn yu bëri dafa am avancé bi nga xamante ne bi très respecté ci vraiment organisation yi nga xamante ne bi mi ngi ci àddina bi. yaa xam loolu dafa am solo lool ndax gis nañ ne mission bu am rek sénégalais ñi ngi ci bokk te loolu li koy waral mooy seen xarañte ak tamit wàllu diplomatie fi mu toll ak ñi nga xam ne ñooñ la ñuy yebal jàmbaarte bi nga xam ne moom lañ fay yóbbu moom la ñuy wan ndax tey buñ leen yónni woon ñu am nañu doxalee rek dem nañ ba yenn au-delà même des missions provinciales dañuy jël ñenn jàpp 6 personnes wala 5 ci gendarmerie bi jël leen dugal leen ci yenn dëkk yoo xam ne même bu amul crise maanaam jàngal leen ana naka la ñuy war a mën a doxalee ci biir armée bi ak ana naka la troupe yi war a mën a am yar ak teggin jàngal leen ko maanaam saytu nit ñi naka la ñuy war a doxee kon loolu bokk na it ci diplomatie ni mu développé ndax loolu ñi nga xam ne ñoom la ñu yebal ñoom ñoo ko fay wane muy lu am solo ay jéego yoo xam ne am na solo lool ñu ci saluer bu baax armée bi nga xam ne it ñun ñi ci lañ bokk. très très bien en tout cas ñi ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax mbokk yi nu xuus ci émission bi nag ñëw ak yéen ak daal vraiment laaj bi nga xamante ne bi Maymouna Sy madame Guèye demoon na ko laaj le général Babacar Guèye Maymouna comme ni ñu ko xamee rek Sénégal dafa toujours di participer ci li nga xamante ne bi mooy maintien de la paix thème bi nag mbokk yi dañ koy baamtu di ko baamtuwaat waaye dafa am solo parce que nag vraiment force yi ñi ngi dugal seen loxo bu baax a baax pour défense et sécurité donc paix ci monde bi ak stabilité mbokk yi mu nekk lu nga xamante ne bi dafa am solo te suñ koy wax sax dañuy fier parce que nag bu ñu ne jàmbaar yaakaar naa ne ak ay lion ñun ñëpp lañ ko tuddee kon nag dañu dem xool le général Babacar Guèye mu nekk ku nga xamante ne bi Maymouna jot ngeen gis émission bu mag bi nga xamante ne bi def na ko ak moom muy entretien waaye nag ñu dem xool lan la ñu indil ci loolu dellu si waat yaatal waxtaan. maintien de la paix fi ñu toll ñu ngi ci jafe-jafe ndax jamono yoo nga xam ne ba ñu nekkee ay lieutenant yu ndaw ñu yónnee ñu Sinaï jamono yooyu ñaari réew ñooy xeex dem ba xam ne lii jëmul fenn ñu ñu bon nañu yemale fii xeex bi ñu indi koo xam ni dana taxaw suñu diggante ba su seytaane sax yëkkati woon suñu biir duñu mën dal ku ne kenn du mën dal sa kaw morom léegi yooyu amatul léegi ci biir réew ngay dem fekk ñii nekk fii am gànnaay ñii nekk fii am gànnaay ñii nekk fii am gànnaay ñoom ñëpp ku nekk dal sa kaw morom du ñu am yërmande ci askan wi lu dul dal seen kaw ngir lan ngir jël réew mi wante foqati ko ca na ko amoon la koy waral nag soo demee ba ci biir di ko seet dana ci am yoo xam ni dëgg la dañ ci xam ñoo xam ñu jubul moo tax yi am wante teewul ni réew ma fa ñu toll delloo ko ca jàmm lu jafe la ba tax na casque bleu fi ñu toll ak maintien de la paix ñu mën a wane ni lii suñu ndam la ndam bu leer la barewul wante am na Côte d'Ivoire ne woon nañ ci jafe-jafe casque bleu ne woon nañu fa
Libéria naka noonu waaw Sierra Leone naka noonu yooyu yëpp Nations Unies ñoo ci taxaw ba dëkk yooyu dal ba ñuy am élection bon ku yebu rek lu mu mën def ci jàppale ko Nations Unies réew yi nga xam ne ñooy yónnee soldat ñu waajal leen tàggat leen bu baax jox leen ay gànnaay yu war itam ñu dugg ci ñu dugg ci dëgg boo xam ni dugg bu ànd dëggu la waaw lu am solo la. gërëm di sant bu baax a baax vraiment commandant madame Guèye Maymouna Sy parce que nag wax dëgg yàlla dama ciy profiter pour te féliciter parce que entretien bu mag bi nga xamante ne bi def nga ko ak le général Babacar Gaye RTS 2 diffusé na ko te vraiment kontaan nañ ci qualité liggéey bi nga xamante ne bi def nga ko ak équipe bi nga àndaloon yëpp Maymouna ñu ñëw nag ci vraiment mu waxtaanee thème bi waaye nee na daal vraiment ay difficultés yu bëri dañ koy jànkonteel waaye nag nañuy góorgóorlu di waajal parce que nag waajal bi am na solo. waaw waajal bi am na solo bu baax a baax surtout que dañu nekk ci jamono joo xamante ne kenn mënta maîtriser lenn. lu nekk day xëy ñëw bett la. dëgg la loolu nag bokk ci li nga xamante ne mooy gën a metti léegi mission yi. comme ni mu ko junjee ci biir élément bi toll nañ foo xamante ne yenn réew yi instant yi nii pour ñu yónnee fa mission bi mu am ndam. ci li mu bëgg wala mu mucc comme ni mu ko bëggee du yomb. wante nag donte sax na yenn saay dina am comme ni mu ko waxee. li koy waral nag waa Côte d'Ivoire ci la bokk na ci réew yi nga xamante ne lim na ko wante li gën a jafel mbir mi yaa xam bokk na ci lu ci mel ni ay boddekante ci wàllu waaso boddekante ci wàllu diine tamit ñàkk déggoo tamit ci ay mbir yu bëri yoo xamante ne dafa aaju ci wàllu politique mu dem ba dégénéré àgg foo xam ne nag après day jafe pour ñu récupérer waat dëkk bi delloo si ko waat ci li nga xamante ne mooy les rails comme on dit ñu tegaat ko ci yoon ba nga xamante ne askan bi la mu bëgg wala li may xaar ci ñi nga xam ne ñoo ko war a jiite wala li nga xam ne mooy ay aspiration am dina ko mën a jot kon question bi nga posé sànq jëm ci waaj bi je pense que ne lu am solo la lu am solo bu baax a baax et puis tamit leneen ci biir mission yi mooy ne boo demee ci biir entretien bi nga xamante ne jot nañ ko def ak le général Gaye yaa ngi may remercier wante man remerciement yi dama naan ñëpp la liggéeyu ñëpp la ñëpp si jàpp infographie caméraman monteur preneur de son ba ci waaw ñoom ñëpp vraiment ñëpp ci jàpp daal ba mu sotti donc général bi mu ngi doon wax naan boo demee nee na ngay gérer une armée nee na boo nekkee sa dëkk nee na ak na ngay gérer benn mission boo xamante ne ay junni doomu aadama ñoo ci nekk nee na du doon benn c'est différent. Alors mon colonel donc ñun je sais pas ndax suivre nga suñu débat bi ak le général Babacar Gaye mais loolu daf ko wax mu nekk lu am solo parce que ni ngay gérer armée fii mënoo ko dem nga ne noonu lay gérer vraiment dëkk yi dajaloo ak seen ay valeurs ak diversité bi et cetera. wax na dëgg ndax mission bi nga xam ni dafa am ay coalition maanaam nit ñi jógee ci réew yu nekk nga xam ni fu ñu jógee bokkuñu naka la ñuy tàggatee seeni soldats bokkuñu culture bokkuñu ni ñuy gisee àdduna en général pour nga mën leen boole commander leen du nekk loo xam ni lu yomb la waaye dafa am ay principes y a des grands principes de commandement yoo xam ni nit ki il faut mu mën ko mu xam ko pour mën leen gérer ce qui fait que boo gisee ñuy taamu ci mission yu bëri Sénégal pour ñu nekk ay autorités yoo xam ne ñooy commander force yooyu côté boobu am na loo xam ni yàlla may na leen ko ci wàllu masla ci wàllu xam seen liggéey ci wàllu tamit jëflante ak ñi nga xam ni feneen la ñu jóge donc mu nekk loo xam ni lu am solo la wax na léegi ci wàllu waajtaay loolu tamit je crois que am na solo lool ndax booy jël nit di ko yóbbu ci réew yi nga xam ni dafa sori ba pare jafe il faut ñu tàggat leen ci wàllu environnement wax leen lañ fay fekk naka la wax leen coow li crise ba naka la tëddee wax leen tamit seen wàllu nekkin ñoom naka lañ war a taxawee naka ban image lañ war a joxe communauté internationale ndax loolu yëpp day participer ci réussite mission bi te nag macha allah defe naa ne Sénégal mu nekk dëkk bu nga xamante ne bi naw nañ ko vraiment ci organisation yooyu loolu dëgg la naw nañ ko lool moo tax ba léegi dañuy gën a solliciter mais sollicitation boobu défilé pour Sénégal ndax war dafay demee Sénégal war na toujours gën a tàggat ay soldaaram wan leen gën a tàggat ci jumtuwaay yu bees yi gën leen tàggat tamit ci wàllu
jafe-jafe mission yi nga xam ni dafay laaj yeneen mën-mën yeneen xam-xam ak yeneen xam-xam ci wàllu jëflante ak nit ñi. Très bien alors Maye en tout cas ñu ngi lay remercier mbokk yi ñu xuus nag ci émission Tam Tam spéciale 4 avril ñëw ak yéen nag ci ñi nga xamante ne bi mon colonel yaakaar naa ne mënuñu def 4 avril wax dëgg yàlla di wax militaire te duñu wax tirailleur. dëgg la ndax bu ñu amee armée bi nga xam ne ñu ngi koy naw tey defe naa c'est parce que am na ñu jiitu ñi nga xam ni ñooy tirailleurs yi ndax seen way ba léegi mënul fay. Très bien. ndax boo gisee tey ñu am héritage bi nga xam ni nekk na héritage bu ñu naw c'est parce que ñoom ñoo ko fi ji ba ñun ñu ñëw génération yi ñi jiitu ak génération yi ñëw lu ñu mën lu dul topp ci tànku ñooñu nga xam ni wane nañ njàmbaar wane nañu ngor wane nañu aussi bëgg seen réew ak wane xarañ ci wàllu liggéeyu kaaraange. ay jàmbaar lañu daal tout simplement yéen ñi ñuy seetaan duñu def rek lu dul mbokk yi dem xool sujet bi ànd ci ak madame Guèye Maymouna Sy dellu si waat mën a yaatal waxtaan bi ak suñu invité may fàttali le colonel Mamadou Guèye ñu dem dellu si. tirailleurs sénégalais def nañu deuxième guerre mondiale ñu dem tamit bu 1954 ñu def guerre d'Indochine participé nañ ci 1962 tirailleurs sénégalais tamit ñoom tamit ñu ngi continuer ci côté armée française vraiment di liggéey di guerre donc boobu tamit bu ñu demee ba si yàgg loolu qualité yu ñu am maanaam seen jom seen pas-pas ak seen yaru loolu bu ñu demee ba sunu réew moom am indépendance moom boppam qualité yooyu la ñuy jël defar sunu armée maanaam képp militaire bu nekk ci armée Sénégal dafa yaru xam mën a respecter kan mooy sa chef mën a xam lan la nguur gi bëgg te yow ñu jàppale ko wala ñu def loo xamante ni population bi tamit ñun tamit ci liggéey bi nañ mën a gis suñu bopp moo tax loolu fépp fu ñu nekk ci Afrique militaire sénégalais bu ONU soxla nañ leen lool ci qualité jom boobu fit ak yar boobu moo tax fépp fu ñu nekk wala bu ñu naan dañoo soxla contingent pour mission maintien paix maanaam ci bu xeex amee fen lu ñu njëkk xalaat ONU nañ jël ci contingent Sénégal yóbbu leen foofu ñu leen yóbboo du leen lu dul dimbali ñooñu ñoo xamante ne ñu ngi ci ay jafe-jafe dimbali ba gën leen ci jafe-jafe yooyu. waaw moo colonel te loolu nag dafa mel ni ay valeur ci boppam dañu koy joxe. waaye ci biir loolu laata nag ñuy xuus ci vraiment tirailleurs yi xëy na rappeler parce que dañu naan les tirailleurs sénégalais. alors que tirailleurs yi nekkul ay sénégalais rek. voilà terme générique la rek boo xam ni dañ naan tirailleurs sénégalais waaye xeet yu bëri ñu ngi ci. ay béninois ay voltaïque à l'époque burkinabé ay maliens ay ivoiriens waaye xam naa sénégalais ñoo ci gënoon fes ce qui fait que ñu yóbbaale ba léegi ñuy wax tirailleurs sénégalais donc ñoo xàmmee leen woon ci wàllu njàmbaarte ci wàllu tamit dëgër ci wàllu résistance résistance physique mais tamit résistance morale ce qui fait que seen apport ci wàllu paix lu am solo la loo xam ni ràññee nañ ko bu ko defee ba ñu sosee suñu armée bi gannaaw ba ñu moomee suñu bopp lu ñu njëkk a def mooy jéemoo rey ci ñooñu jëm cette valeur yi nga xam ni ñoom lañ doon dundee ñun ñu inculqué suñu ay soldats di leen yar ci loolu ci wàllu discipline ci wàllu comportement ci wàllu tamit yeneen valeur comme jom comme solidarité yar passe yooyu yëpp dafa am solo yoo xam ne si ñoom lañ ko jëlee. Très bien alors May xam nga dafa mel ni sénégalais bu nekk war nga de temps en temps di def ay pèlerinage parce que xam suñu waxee tirailleurs sénégalais faaw ñu xalaat Thiaroye 44. te ci biir Thiaroye 44 boobu on a eu la chance en tout cas di ci remercier le colonel Tap ñu dem ba fi nga xamante ne bi mooy daal fan ñu leen denc. mu nekk daal une histoire bu nga xamante ne bi yaakaar naa ne y a beaucoup d'élèves qui y vont mais ce serait bien aussi que sénégalais yi xam ne mën nañ fa dem xool parce que nag am na histoire bu mag bu nga xam ne war nañ ko mën a vraiment dem déglu ji parce que am na ñoo xam ne ñi ngi fa en permanence vraiment di xaar population bi pour ñëw ci histoire boobu.
yaa xam li nga wax dafa am solo bu baax parce que foofu ci Thiaroye nekk na bërëb boo xamante ne mémorial la bu ñu waxee mémorial nag mooy fàttaliku loo xamante ne dañu ko bàyyee ci biir loolu ñu bàyyee nag liggéeyu tirailleurs sénégalais yi moo colonel Gaye mu ngi ko doon wax léegi muy lu am solo loo xamante ne am na si sax yenn école de formation lu ci mel ni ENOA bu Thiès boo demee si école bi boo duggee li ngay njëkk a gis foofu jom ak fit muy ay valeurs yoo xamante ne ci foofu lañ ko tibbee waaye itam ci wàllu xale yi ndax yaa xam ku bëgg a defar ab réew ci njàng nga koy jaarale te boo ne jàng kan lañ koy defal mooy xale yi tout tànk yi war nañu saa su nekk école yi ñu ngi koy def sax yaakaar naa wante dañ ko gën a dolli dañ ko gën a def ñuy organiser de manière régulière ay sorties pédagogiques yóbbu xale yi ci musée yi musée des forces armées ak yeneen i musée rawatina nag foofu ci Thiaroye parce que yaa xam gis nga doomu aadama boo xamul fa nga jóge xamoo loo doon doo xam fan nga jëm te boo xamul foo jëm sa ëllëg moom dana naqaree lijjanti lool parce que day jaxasoo voilà. moo colonel ci biir Thiaroye ñu ngi wax sànq Thiaroye 44 je pense que c'est des histoires yu nga xamante ne bi foog ñu fay dem di xool di ci gëstu parce que vraiment boobu tamit armée bi amoon na daal vraiment histoire ba ca amoon. waaw histoire boo xam ni ñun ñëpp war nañ ko jàngat muy ñun ñi nekk ci kaaraange gi muy suñu jeunesse suñu doom yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci école yi comme ni mu ko waxee léegi war nañ leen di leen yóbbu ñiy saytu béréb yu mel noonu bu demee ñu wax leen fii naka la amee naka la histoire bi tëddee pour ñu mën ko jàngat valeurs yi nga xam ni ñooñu fa tëdd moom lañ doon dundee ñun ñu mën ko jël comme référence comme valeur historique xanaa lu am solo la. c'est vrai que gis nga tirailleurs yi sànq maa ngi ko wax mënuñu def de toutes les façons émission wax 4 avril wax même défilé 4 avril te du xel du dem ci tirailleurs yi parce que ni ko colonel bi waxee yaakaar naa ne lépp fa la soso te nag njàmbaar tegoo ko defe naa ne njàmbaar nañ ba daal ay mbir fekk leen foofu noonu ca Thiaroye. effectivement yaa xam ndax loolu continuité lay doon ndax lépp loo gis rek ci àdduna dafa am ndorte te ndorte bi ki ko tàmbali li mu wane rek ñuy ñëw ca la ñuy jaar amaana ñoom su nekkoon dañuy ñëw wane ab yaafus kon armée bi ñuy ñëwaat dana xaw a doy waar lool waaye seen jom lu tax tout le temps on oublie même les autres on parle de tirailleurs sénégalais dañuy fàtte sax ne amoon na yeneen nationalité yoo xam ne ña nga fa woon kon ce qui veut dire que Sénégal amoon na ràññee boo xam ne ràññee nañ leen ko ci seen xarañte seen wàllu liggéey seen wàllu jom seen wàllu fit muy ay valeurs yoo xam ne aussi mag yi baax yeeg wala ñi fi nekkoon nga xam ne c'est des vaillants guerriers des africains tàmbali woon nañ ko fi ba noppi. faaw ñu waxtaanee tirailleurs yi parce que comme ni ñu ko waxee lépp ca ñoom la jógee defe naa ne jom ja ak lépp lu nga xamante ne bi tey ñoo ngi koy wéy di ko bàkkoo Sénégal ca ñoom la jógee te defe naa ne comme ni mu ko waxee mënuñu wax vraiment fête indépendance Sénégal te duñu leen tudd di leen sargal di nuyu nag képp ku nga xamante ne bi sa famille am na kenn ku ci nekkoon tirailleur Sénégal. gis nga yaa xam fi nga waxee ci début bi ba ngay wax ak moo colonel lay commencé parce que amoon na yeneen nationalité mais dañu ci taamu Sénégal pour maasaale ñëpp kon loolu dafay wan ni que ba tey ji fu ñu toll lu ci mel ni ci biir Afrique wala sax rawatina biir CEDEAO Sénégal dañ koy jël comme référence comme exemple ci côté maintien de la paix ak stabilité parce que macha allah on touche du bois ba tey ji ci dëkk yi nga xam ne jot nañ ci am yenn menaces yi ak affaire yooyu ñun ba tey ñu ngi ciy mucc loolu nag lu koy firndeel mooy ni que balaa ñuy yónni nit à l'extérieur dafay fekk ne à l'intérieur aussi liggéey bi mucc ayib parce que da ngay gis chaque fois booy ñëw liggéey si dina am bi ay bërëb yoo xam ne ci capitale boo leen rombee da ngay gis ay officiers yu monté alors que dara xewul amul benn menace amul benn mouvement mais dañuy monter loolu lépp dafay nekk loo xam ne ni dafay tax population bi aussi seen xel dafay dal parce que bu ñu demee ba fa dëkk bi mel ni Côte d'Ivoire nga xam ne forces armées sénégalaises cote la ñu yónni pour ñu imposer la paix ak sécuriser les élections c'est que kon ba tey jii ñun ñi ngi ci def suñu wàll aussi te aussi bu ñu demee ba tey jii ba kenn du ñu tudd ci yenn xeetu ñaawteef yi ça veut dire que kon tirailleurs sénégalais li ñu fi junjoon ba tey ñu ngi koy woyal ba tey. Très bien en tout cas ñi ngi remercier di nuyu encore une fois tirailleurs sénégalais yëpp seen famille yi nga xamante ne bi ñoom des nañ fi mbokk yi ñu xuus nag ci émission bi ñëw ak ñeen ci lu am solo parce que nag dañuy rencontrer benn général bu nga xamante ne bi il avait beaucoup de choses à nous dire tout simplement parce que am na ci yu mu jaar am na dëkk yu mu jaar am na lu mu def nekkoon na fi Semga mu nekk tamit daal lu kawe ci wàllu armée le général Babacar Gaye moom dafa ñëw ak ñun ci
ci vraiment séjour bi nga xamante ne bi def na ko Centrafrique muy mission wu ONU bu jéggi dayoo ñu ne daal na mu ko liggéeyee moom sénégalais parce que saa su ne mon colonel dañuy wóolu sénégalais yi di leen jox ay fonctions yu mag donc général boobu def naa ne ku ne xam na ko muy nekkoon tamit représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies temps wu Ban Ki-moon mbokk yi ñu dem xool encore une fois lan la ñu ci wax dellu si waat ci plateau bi. Centrafrique dafa doon réew moo xam ni xam nañu Sénégal bu baax ndax benn amoon nañu fa ambassadeur ci jamono yoo xam ni ambassadeur barewu fa muy général Amadou Belali yal na ko yàlla jéggal ba dëkk ba amee jafe-jafe Sénégal demoon na fa ndax am na mission Nations Unies bu fa newoon général Talla Niang newoon na fa ba jafe-jafe yi demee ba tar général Mamadou Niang demoon na fa mission ànd ak ay officier ngir dimbali leen ci seen réew jamono yooyu la fa général Amadou Toumani Touré ñëw ba ñu am lu ñu ko fa tuddee sax am na réew bu am na mbedd bu ñu ko fa tuddee ndax liggéeyam foofu bon Sénégal am na mën naa ni am na cër ci Centrafrique mission Nations Unies ci boppam nag ministre Cheikh Tidiane Sy général Lamine Cissé jiite woon nañu ko ba tax na ba ma fa ñëwee jàmmante naa ak nit ñi te defe naa ni la ñu fa liggéey lu am solo la ndax jamono yi ma fa nekkee dañuy def forum de Bangui maanaam ña nga xam ni ñoo askan bi ci boppam ñëpp a ñëw ñiy liggéey ñu di liggéey waa fépp a ñëw ñu diisoo ci seen biir seen réew ci lan la nekk ak fu mu jëm laata ñu def forum bi dëkk bu nekk dem nañu fa laaj waa dëkk ba lan mooy seen soxla lan mooy seen métit lan mooy seen yaakaar muy consultation nationale loo xam ni mësul am ci réew mi loolu Nations Unies moo ci taxaw te mission bi taxaw na ci taxawaay boo xam ni bu doy waar la puisque am na jamono waa Seleka ñooñu nga xam ni ñoo jóge woon ca bët gànnaaru réew ma ñëw jël réew mi am na jamono ñu ñi consultation yi du am ma ni leen nag moytu leen ndax soo leen ko nangul danaa dal seen kaw waaw ñu dal seen kaw dal boo xam ne dal bu gàtt la wante bu tar la ñu ñu boñ ànd nañ ci yooyu ci Nations Unies barewul Nations Unies jóg ni lii soo ko nangul danaa dal sa kaw donte yoon may na ko wante barewul yooyu bokk na ci yi nga xam ni fexe nañu ba forum bi am waaw yu ko yombal ci la bokk. waaw mon colonel comme ni ñu ko gisee nag saa su ne defe naa ne bu ñuy tànn Sénégal aussi ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy jiite mission yi dañuy xool bu baax a baax saytu ko xool ne kii mën na ko def parce que comme ni mu ko waxee defe naa ne tout simplement imposé nañu ci dëkk bu mel na Centrafrique mu def fa liggéey bu nga xamante ne bi ba léegi nit ñi ñu ngi koy rafetlu. dëgg la dafa nekk réew yoo xam ni tamit wala mission yoo xam ni dina jafe-jafe bi nga xam ni doo fa mën a yóbbu n'importe qui. Il faut ñu trier dans le volet ñu seet ñi nga xam ni yaakaar nañ ci ñoom ci wàllu leadership ci wàllu commandement ci wàllu fulla ak fayda parce que loolu mooy lu critères yi nga xam ne moom la ñu jëkk a wut boo jëlee réew mi mel ni Centrafrique wala réew mi mel ni Congo nga xam ne général Babacar Gueye commandé ko ñaari yoon ñëw na dem réew mu jaxasoo ñu woowaat ko mu ñëwaat commandé waat mu nekk réew mu jafe ma am chance nekkoon fa ak moom ma nekk commandant des opérations moom mu nekk commandant de force. C'était en quelle année? C'était en 2010 2011 2012 année yooyu mu nekkoon année yu jafe-jafe waaye nit ñi naw ko lool waa dëkk ba bëgg ko lool naw ko ndax fulla ak fayda ak xam liggéeyam ak fermeté bi nga xam ni moom lay mën a àndal ci liggéey. Alors justement ci fermeté boobu parce que sànq mu ngi koy wax nee na à un moment donné va falloir que nga jël décision dal seen kaw. nee na dal bi ñu daw gàtt na. waaye tar na loolu am solo xam nga nag yu mel mission yu mel noonu dafa laaj équilibre. équilibre boo xam ni l'intelligence de situation moom moo la koy jox. chef ba fa nekk du moment moom mooy apprécier. ndax fii mën naa fa nooyal tuuti. wala fii est-ce que war naa fi dëgëral tuuti. donc il faut ñu mën a allier. cette agilité cette souplesse cette flexibilité. ba nga xam ni effet bi nga bëgg a am.
ci réew ma nga mën ko am. waaw loolu lu am solo parce que nee na ba ñu yëngatoo tuuti gars yi mujjee nañu nangu. alors Mbaye mu nekk vraiment ay mbir yi nga xamante ne bi jël nañ ko ci général Babacar Gueye en tout cas ñu koy remercier bu baax a baax di remercier toute sa famille ci vraiment accueil bi ak disponibilité bi parce que wax dëgg yàlla daf ñu daal def ay tubaab naan naka exclusivité waaw jeex na waaw noonu ñu defal RTS waaw ci biir loolu nag may defe naa ne muy dëkk bu nga xamante ne bi sànq maa ngi koy wax ràññee nañ ko fa parce que def na fa liggéey bu rafet moo colonel dollil ñu ne ñu Congo defoon na fa benn dem ñu ne ko déet kaay ñëwal defaraat damay firndeel rek li nga wax ne ràññee nañ ko fa parce que bañ defee entretien bi ba pare off the record mu may nettali ay anecdote après mu ne ma donte sax ne foofu anecdote yi nekkul yoo xamante ne yu neex a nettali la wante mu ngi nettali naan ba muy delluwaat léeg-léeg boo fa àndee ak nit da ko naan ci biir aéroport bi bu ñu wàccee rek mu ne ko 5 minutes laa la may léegi tey nga gis kenn ku ñëw moins de 5 minutes waaw léegi tey nga gis nit ñi ñu commencé ñëw di juste pour dire que ne foofu dañ ko fa xam ràññee ko fa bu baax popularité bu mu fa am te loolu li ko may mooy fulla ak fayda bi nga xamante ne wane na ko fa mais surtout aussi le style de management li nga xamante ne noonu la doon gérer foofu troupe yi ak opération yi je pense que ni lu ma ci wax lu ne dinaa am lu ma bàyyi muy Centrafrique muy Congo bi nga xamante ne moo colonel am na chance nekk fa ak moom mais Centrafrique boo gisee ñu taxaw ci dafa fekk ne ba mu fay dem dafa dem ak ñaari casquette waaw mu nekkoon ci jamono joo xam ne moom moo jiitee mission bi ñu wóolu ko dénk ko wante mu nekkoon tamit jamono boo xam ne kii di secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon ci jamonoom mu jël ko def ko mu nekk représentant am spécial muy lu am solo parce que avant loolu tamit jotoon na nekk conseiller militaire nekk ca département bi nga xam ne mooy toppatoo lépp luy maintien de la paix au niveau des Nations Unies foofu ca New York je pense que loolu fierté la ak ndam bu rëy pour Sénégal mais surtout pour armée bi nga xamante ne vraiment seen liggéey am na solo ci wàllu maintien de la paix bi. ñaata temps nga def fële Congo. 2 ans laa fa def. Sango nini. Sango nini. Sango te zama lamu. Mbote na yo. Alors c'est juste pour dire laaj la mon colonel ban histoire moo la gën a marqué bi nga nekkee foofu au niveau de nga xamante ne bi affaire yi doy na waar tar na lan moo la gën a marqué. waaw ci sa séjour foofu. yu ma ci marqué bëri na. waaye bu may seet bu ma ci gën a marqué. mooy ba nga xam ni général Babacar Gueye dem na ba dellu si. ci mission bi mu fekk ma fa. mu nekk loo xam ni mu ngi mel ni accueil populaire. ndax espoir bi nga xam ni. moom la nit ñi amoon ci moom. mu nekk loo xam ne mu nekk le ciment de la cohésion nationale. muy armée bi muy FARDC mooy armée bi nga xam ne mooy armée congolaise bi. mooy police congolaise bi. mooy politique bi. mooy yeneen contingent yi boo gisee facilité bi nga xam ni. amoon na ko ci jëflante ak contingent yi nga xam ni fu nekk lañ jógee. Asie Europe et cetera mu mën a manager loolu yëpp avec beaucoup d'intelligence avec beaucoup de tact avec beaucoup de fermeté. vraiment boo nekkee sénégalais. da nga ci am fermeté da nga ci am fierté. donc mu nekk loo xam ne marqué na ma trop. ci côté boobu. très très bien en tout cas ñu ngi remercier encore une fois le général Babacar Gueye. alors c'est vrai que nag sànq ba léegi ñu ngi wax njàmbarte Sénégal mon colonel waaye ci biir loolu dafa dem ba ñu am médaille bu nga xamante ne bi am na ku ñu ko duppee muy le capitaine Mbaye Diagne mbokk yeeg xarit yi ñu ne 4 avril occasion la aussi vraiment pour ñu rendre hommage ki nga xamante ne bi aussi mooy colonel Mbaye Diagne daal vraiment liggéey ba mu def ca Rwanda yaakaar naa ne jéggi na dayo ba nga xamante ne bi ay sacrifice am na ci doy waar mbokk yi ñu dem nag ba vraiment ONU tuddee ko benn médaille mbokk yi may mun a indil nañu ci ay leeral ñu dem dellu si waat. ñu ràññeeku bu ñu ko waxee nañu xalaat kilifay armée yi jiite mission yooyu mais ñu xalaat benn nit mu ngi tuddoon capitaine Mbaye Diagne capitaine Mbaye Diagne deuxième promo ENOA la génn ñu yóbbu woon ko mission Rwanda bi jëyee bi amee Rwanda ba ñuy def génocide boobu fekk nitu Nations Unies sax ñu ngi commencé di génn ñu xam nga dëkk bi ONU bu la yónnee situation am na muy mel dañuy évacuer personnel des Nations Unies mais moom muy gis gars yi di rey ay nit
donc xolam mayu ko woon moom mu bàyyi leen noonu donc mu jël otoom di jël ay nit di leen rawale ba ñu sore obus yi gars yi doon sànni mu koy def ay téeméeri nit la jot a sauvé benn bi muy dem muy dellu si benn éclat obus dal ko mu faatu sur le coup loolu tax ba ONU génnee benn médaille c'est la première fois dans son histoire médaille pour acte de bravoure exceptionnel capitaine Mbaye Diagne médaille bi noonu la tudd dégg ngeen njiitu réew mi journée des forces armées bu mujj ma ne c'est pour la première fois dans l'histoire ngay négg médaille tuddee nañ ko nit donc loolu lu ràññeeku la et dem na ba benn journaliste bu BBC World Service ñu koy wax Bob Doyle mu ngi fa woon instant boobu mu naan Mbaye Diagne peut-être bu judd woon ci réewu européen yi aujourd'hui du li la ñuy wax yaa ay am na ay hommage yu bëri yu ñu ko rendre am na ay médailles ay raay yu bëri yu ñu ko jox congrès juif mondial jox na ko am na aussi association des amis du capitaine Mbaye Diagne donc kooku c'est un acte essentiel tey jii sax jot nañu benn bataaxal buy wane ni que dafa am benn mbedd Parcelles Assainies boo xam ne bi moom lañ koy tuddee donc ça c'est quelque chose de dafa di loo xam ne lii lu am solo la. waaw May mi ngi may rappelé nee na ma yaa xam capitaine la c'est vrai que nag May la mu def dafa rëy ba nga xamante ne bii dafa mel ne sax maa ngi naan colonel la mais en tout cas ñu jàpp mbokk yi ne que vraiment médaille bi nga xamante ne moom la ñu ko duppee muy médaille pour acte de bravoure exceptionnel yaakaar naa ne moo colonel defe naa ne daal naka lañ ko mën a waxee daal c'est-à-dire yëkkati nit defe naa ne fa la war a mën a yem parce que lu ONU wax mu nekk moom itamit ku brave bu nga xamante ne bi yaakaar naa ne Sénégalais yëpp d'accord nañ ci njàmbaaram. waaw dëgg la yaa xam muy reconnaissance boo xam ne bu am solo la ndax comme ni ko Abdou Ndiaye waxee léegi acte de bravoure exceptionnel bëriwul luñ koy ràññee doomu aadama nit ci mission yu mel noonu donc Mbaye Diagne moom rek moom laa xam ci soldat boo xam ne tudde nañ ko une médaille donc muy loo xam ne vraiment am na solo trop boo xam ñun ñëpp dañ ciy gis suñu bopp ndax jamono jooju pendant le génocide en 1994 nekkoon na jamono ju doyoon waar bu metti woon lool yàlla def ñoom ñoo nekkoon les premiers observateurs les premiers militaires yi nga xam ni ñoom la fa Nations Unies déployé donc mu def fa tamit loo xam ne ba léegi témoignage yi ñu ngi continuer ba yàlla defee ñun ñu dem Rwanda juste après ñoom en 1995 wayam ba léegi dafay law boo rombee sax dañ lay wooy capitaine dañ lay wooy Mbaye Diagne tellement ndax aura ba mu fa bàyyi ndax aussi way bu rafet ba mu fa bàyyi ak njàmbarte bi nga xam ne ba léegi autorité de Kigali yi ba léegi dañ koy citer en témoignage vraiment dans des moments de commémoration. Très bien. Alors dinaa ñëw ak yow lenn dans quelques instants waaye mon colonel yow ñaata justement pays en difficulté yow nga demoon mission combien de pays? waaye yàlla def na ñun am nañ chance quand même armée Sénégal parce que bëri na mission yoo xam ni surtout dans le cadre des Nations Unies boo xam ne ñu bëri dem nañ fa commencé depuis 1960 ba léegi surtout Liban nga xam ne yóbbu nañ fa contingent yu bëri boo jëlee réew mi mel ni Côte d'Ivoire yóbbu nañ fa contingent yu bëri ce qui fait da nga am chance dem mission ñëw demaat mission loolu yëpp dafay rek dëgëral li nga xam ne mooy expérience bi nga xam ne am nañ ko ci wàllu maintien de la paix mais du Nations Unies rek am na aussi sous la bannière de l'Union africaine yoo xam ne aussi les troupes sénégalaises dem nañ ci am na sous la bannière également de la CEDEAO yoo xam ne am na ay mission am na yeneen mission yoo xam ne def nañ ko tamit au vu des accords bilatéraux qui nous lient à certains pays comme la Guinée-Bissau comme la Gambie où on a eu à intervenir. Très bien. Alors bu ci kanamee xam naa di nga ñëw ak ñun ci benn journée bu nga xamante ne bi comment ça se passe parce que léeg-léeg moo am des moments yoo xam ne moment yu tar la léeg-léeg moom moment yoo xamante ne bi xëy na soulagement day am léeg-léeg nga xool naka ngay def pour mun a jokkoo ak sa famille et cetera donc dinañu ñëw ak yow dans quelques instants Léna nga gis nag ne que vraiment médaille yi dafa am solo parce que bu ñu waxee vraiment militaire njàmbaar a tax te suñu waxee militaire je pense que da nga ciy bëgg dugg nga xam li tax nga dugg ci tu vois donc da ngay donner sa vie sax vraiment pour les autres en fait. mu ngi noonu li nga wax moom mooy am parce que bakkan ak ni mu fooree
nga risquer sa bakkan pour sauver bakkanu jàmbur kon loolu tey jii bu ñu jëlee bés pour sargal leen dafa nekk lu war parce que soo xoolee ku ci mel ni capitaine Mbaye Diagne ak dëkk bi mu demoon Rwanda nu mu mette woon ñun mën nañ ne tey jii ñun am nañ chance parce que tey bu ma nekkee Saareen nga nekk Thiamène ñuy tooñante peut-être foofu amul loolu mu metti woon loolu nga toog nga ne yow nangu woo ñu évacuer la parce que da ngay toog vraiment pour défendre ñi nga xam ne ni ay civil lañ kon tey jii bu ñu demee ba guléet ci taarix ñu jël médaille tuddee ko koo xam ne ni Sénégalais la ñun fierté la pour ñun ñëpp donc vraiment dañ koy féliciter Sénégal surtout parce que lu ñuy wax rek la ngor fulla ak fayda dafa nekk ci loo xam ne ni nii ci Sénégalais la bokk. Très bien alors May li tubaab di wax tirer chapeau yow daal tiré naa la chapeau wax dëgg yàlla parce que macha allah ak ñi toog ci plateau bi yëpp liggéey bi takku na liggéey bi rafet na mais nga ñëw nag ci li nga xamante ne bi yaakaar naa ne ci 4 avril sànq ba léegi maa ngi koy wax faaw ñu daal vraiment di sargal ay nit parce que ki nga xamante ne bi mooy capitaine Mbaye Diagne yaakaar naa ne il était normal et je pense qu'à chaque fois ñu koy def parce que médaille boo xamante ne bi tuddee nañ ko nit koo xamante ne bi daal vraiment li gën a cher ci nit muy sa vie nga joxe ko pour ñeneen def naa ne dafay am solo tamit vraiment nu ñëw ci waaw day am solo bu baax a baax comme ni nga ko waxee daanaka Leena wax na lépp mais man li ma gën a neex ci 4 avril ren bi mooy dem nañu ba nga xamante ne ginnaaw ba ko ONU jëlee médaille tuddee ko fii ci Sénégal gox bi nga xamante ne amaana xëy na fa la dëkkoon wala njabootam fa lañ nekk léegi ñu tànn benn mbedd ne moom lañ koy tuddee je pense que ne loolu honneur la lu rafet la itam te waroon nañ koo def à titre posthume leneen li mooy ne décoration yi tamit xam naa ne moom ko ne moom koy gën a xam loolu it tamit amaana ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk armée du lu ñu sàkku wala lu ñu xëccu mais buñ la ko defee moment bu fort lay doon ay moment yu sedd xol lay doon ci soldat bi nga xamante ne yow jot nga liggéey pour sa réew jot nga sonn pour askan wi ba ñu ne la waaw góor wala waaw kumba comme léegi jigéen ñi dugg nañu ci biir armée bi donc am na solo daal et puis Mbaye Diagne daal woyam daal dootul fay waaw te il fait la fierté de tous les Sénégalais. Très bien alors yow tamit Marème faaw nga sànni ci kaddu laata nag ñuy ñëw ak suñu colonel bi ci une journée fële ci mission yi. dëgg la yaa xam Mbaye Diagne moom wayam du fay mukk parce que nit di nga def loo xam ne doo ko def sax pour tey yaa ngi koy def ngir ëllëg ba pare pour man li ci ëpp solo mooy ay exemple la yoo xam ne xale yi nga xam ne tey ñu ngi dugg ci armée bi war nañ ciy bàyyi xel bu baax parce que nit li nga am war a xam loo xam ne mooy royukaay moom ngay am lu nga xam ne moo lay inciter pour saa su ne ngay gën a jàmbaare ndax tey bu ñu demee foofu ci Rwanda ku ci nekk bëgg nga bokk ak Mbaye Diagne na doon sénégalais rek fierté la boo fa duggee rek déjà moom ko ne mi ngi koy wax sànq nee na Mbaye Diagne lañ lay woowee kon ku sañoon di nga bokk ak Mbaye Diagne mbaa nga dund ak Mbaye Diagne te acte bi mu def c'est un acte noble absolument parce que joxe sa bakken ngir ay bakkenu nit parce que bi ñuy wax ñi ngi wax nombre de personnes yi nga xam ne troupe bi entouré na leen ba ñu génn ba ñoom ñu rëcc après moom muy soog a faatu kon muy doon acte yu noble yoo xam ne ñun ñëpp dañ ciy jàngale nit war ngaa mën a dimbali nit même sa bakken bu ciy des sax mais nga xam ne yàlla moo ko yor parce que foofu la ko dogalee muy firnde encore une fois générosité bi nga xamante ne bi ñun Sénégal dañu koy faral di bàkkoo kon nag am na ay mbedd yu bëri yu nga xamante ne bi am na ay waa armée yu ñu ko tuddee ñu ngi may wax sànq ci réalisateur bi ne ma colonel Faye ñu tuddee ko rue zone A wala zone B en tout cas ci biir loolu dinañ ñëwaat ci généraux yi nga xamante ne bi ñoom ñi ngi wëyal à chaque fois ñu leen di dénk ay mission waaye laata loolu xëy na nga raconté ñu rek benn journée bu nga xamante ne bi passé nga ko ci benn dëkk parce que maa ngi koy wax sànq léeg-léeg daf dina tar léeg-léeg moo am journée yu nga xamante ne bi mën naa am tuuti repos léeg-léeg jaaxle bu metti dafay am et puis le manque de la famille dëgg la yombul nag une journée dans les Nations Unies dans une mission des Nations Unies ça dépend aussi ci ban niveau nga nekk ndax niveau contingent nga nekk wala niveau staff maanaam ci commandement bi ci ka bokk wala yow observateur militaire rek nga wala nga bokk yeneen kuréel yi waaye luñ ci mën a wax mooy toujours journée toujours bien remplie ndax chaque fois day am lu ñuy wax planning opérationnel d'accord boo xam ne chaque jour dinañ wax nit ki mission bi lañ la jox mën na nekk mission d'escorte de convoi mën na nekk mission humanitaire mën na nekk mission d'investigation wala mission d'enquête donc ça dépend mais lu ci am solo mooy toujours bés la boo xam ne day chargé nga boole ak daanaka 7 heures dina war a commencer très bien mais armée bu ñu leen ti commence à 7 heures donc à 5 heures il faut être prêt ok voilà
donc loolu est-ce que dañuy fanaanoo dàll yi wala déet. non dàll yi doo ko fanaanoo waaye da nga koy teg après mu bañ a sori. du la sori. d'accord waaye loolu am solo la. très très bien en tout cas ñi ngi encore une fois nuyu ñi nga xamante ne bi actuellement ñi ngi en mission vraiment di leen massawu di ñaan yàlla encore une fois ñoom ñëpp ñu dellu si fii ci Sénégal di remercier encore une fois vraiment militaires yëpp c'est-à-dire corps yëpp parce que non seulement ñi ngi aaral suñu dëkk waaye nag àddina bi ñoom tam ñu ngi ciy dugal seen loxo bu baax a baax muy daal vraiment suñu jàmbaar yi mbokk yi ñi ngi waaj a jeexal nag li nga xamante ne bi mooy émission spéciale Tam-Tam RTS 2 waaye nag sànq maa ngi koy wax de toutes les façons on ne pouvait pas jeexal émission bi te nag duñu rendre hommage ku nga xamante ne bi sànq maa ngi wax mon colonel ma ne suñu collègue la journaliste la mu ne ma non mais ñun tamit suñu boss la waaw suñu collègue la donc nag muy journaliste militaire Amadou Mbaye Loum le regretté Amadou Mbaye Loum mbokk yi ñu xool encore une fois lan la suñu xarit may indil ñu ci loolu ci benn témoignage mbokk yi ñu dellu si waxtaanee ko. En 78 ci ñañ doon yónnee Liban Amadou Mbaye Loum demoon na ànd ak général Nelson ak lieutenant colonel Boubacar Ba ñu koy wax Bébel ñoo àndoon dem maanaam war a seede suñu soldats yi fa newoon ci général Amadou Abdoulaye Dieng jiite leen nan la ñu egsee nan la ñu dalee ngir réew mi xam ko jamono yooyu doo filmer tey mu feeñ léegi da ngay filmer ñëw mu am dana am ab diir ñu soog ko wone wante ba ñu fa nekkee yàlla ate yu jafe-jafe dal seen kaw ci la Victor Sena gaañoo Ernest Paul Hortala ci la ñu gaañoo ndeysaan yooyu yëpp Mbaye Loum fekkee ko fekkee itam benn xare boo xam ni amoon na diggante ay waa France ak waa réew ma waaw te général Delors bokkoon ci waaw ñu waa réew mi ñu bari xam nañu Delors parce que newoon na fi yooyu yëpp nag Mbaye Loum njëlbéen boobu mënoon na ko bàyyi rek ni man daal affaire soldat génn naa ci parce que li ma ci fekk dafa metti déedéet waaw dafa gën a takk soldat yi ba ñëpp xam ko waaw man gaa bi ma xamanteeg moom jamono yooyu demagul woon sax Liban ndax dama daan dajeek moom RTS ci bureau Tata Elisa Gomis madame Ndiaye madame Nicolas Ndiaye fa la ñu xamante ma ak moom jàmmante ba bi mu génnee àdduna sama soxna sax génneel na ma benn portrait boo xam ni bi ma nekkee Casamance Oussouye 1992 91 92 wala 92 93 ñëwoon na fa fekk mu ñëwoon ci mbiru Casamance bon ku taxook militaire yi la waaw ku taxook ñoom la nit ku baax la mësuma ko dégg mu wax lu ay ci nit ci armée bi rafetal fexe ba nit ñi gën a xam seen soldat li ñoo daj waaw loolu daal mooy moo tax bi mu génnee àdduna ñëpp taxaw ci wan ko ni dëj bi suñu dëj la waaw te itam dëgg-dëgg suñu dëj la woon dina ko yàlla jéggal. colonel nag le général Babacar Gaye dégg nga lu mu wax nee na ci ñun la bokkoon kon nag nga ñëw ak ñun xëy na yow tamit jot nga rencontré ki nga xamante ne moom mooy Amadou Mbaye Loum nekkoon nag ku nga xamante ne bi wax dëgg yàlla man mii di wax ak yow bi may soog a ñëw RTS bokkoon na ak ñoom Pedre Ndiaye Abou Alassane ñu nga xamante ne bi dañ ma jëloon encadré ma def ma daal seen doom waaw lu général Babacar Gaye wax dëgg la dama koy firndeel rek ndax Amadou Mbaye Loum dafa bokkoon ci ñun néew na soldat yi ko xamul wala yoo xam ne ànduñu ak moom ci yenn circonstances yi amul mission booy dem amul bataillon booy dem wala même les fêtes patronales maanaam fêtes yi nga xam ne bataillon yi dañ koy organiser doo fekk Amadou Mbaye Loum yàlla may ko nag ci wàllu xam-xam ci wàllu kaaraange ci wàllu armée xam na loo xam ne bëri na soldat yu bëri xamuñu ko ci wàllu jaar-jaar ci wàllu histoire ak ci wàllu fait d'armes ndax dafa fekkee yu bëri mu bëggoon armée aussi di dem ay mission di ànd ak soldats yi gis nga ju témoignage bi général Gaye wax léegi ca Liban donc vraiment mu nekkoon nit koo xam ni macha allah yàlla mooyoon na ko ci donc muy une grosse perte boo xam ne ñun ñëpp vraiment dañ koy naqarlu man sama bopp amoon naa
relation particulière ak moom ci wàllu jëflante ci wàllu jokkoo ci wàllu respect mutuel également. très très bien alors Lena taskatu xibaar nga ñu bàyyi la yow tamit nga am kàddu yoo ci sànni parce que yaakaar naa ne défilé 4 avril bi mënuñu woon def émission te duñu ñëw vraiment rendre ko hommage muy nag vraiment xam naa ne ci wàllu militaire yi wax nañ seen wàll waaye defe naa ne ci wàllu taskatu xibaar yi vraiment nekkoon na nit ku xarañ macha allah xam liggéeyam di ko def ci anam yu mu waree. parce que soo xoolee 4 avrilu ren bi bokk na ci absence yi nga xam ne marqué na population yi muy aussi corps yi muy ñun tamit journalistes yi yaa xam dafa baax yenn say journaliste di spécialisé wu jël benn ponk jàng ko bu baax pour mën ko di ci informer population yi parce que tey ji bu ñu amee Sénégal amoon na ku mel ni Amadou Mbaye Loum ñun dañuy mel ni comme si ñun ñooy raconter l'histoire parce que bu amee chance aussi di dem ci ay mission peut-être ñun du ñu yónni forcément ay caméraman wala lan ñoo xam ne ni dañuy dem di filmer mais tey jii ñooñ bu ñu ñëwee di ñu wax ñun personnel bi ñu yónnee lan moo nekkoon seen liggéey kon dafa nekk loo xam ne ni lu am solo la nekk na perte nag pour ñun mais teewul ñun je pense que ni ñu toog ci plateau bi di def émission spéciale 4 avril bokk na ci aussi moom loo xam ne ni liggéeyam la woon kon ba tey dafa mel ni rek ñi ngi wéyal li nga xam ne héritage bu ñu bàyyi très bien en tout cas ñu ci vraiment souhaiter un très bon rétablissement Louis-Philippe parce que Louis-Philippe moom itamit réalisateur bi mi ngi naan ma vraiment kii dafa ko jëloon moom itamit Amadou Mbaye Loum vraiment di wëyal li nga xamante ne bu mooy liggéey bi ak lëkkaloo bi RTS am ak waa armée en tout cas ñi ngi koy souhaiter daal yàlla yëkkati ko bu baax a baax ci jàmm voilà mais macha allah mi ngi tane may xëy na yow itamit nga am kàddu yoo ci sànni parce que bon je sais pas ndax yéen fekk ngeen fi Mbaye Loum ou pas mais ñun moom vraiment bokk na ci ñi nga xamante ne bi ñu doon teg ci yoon defeel nii waxeel nii et cetera. waaw yaa xam j'avoue que ne on n'a pas eu cette chance ñu fekk ko fi bokk ci ñi nga xamante ne tette nañ leen wan leen yoon bi wante ni ko leela junjee lieutenant Lena junjee sànq ci biir waxam am na solo mooy ne daa mel ni ñun ñu ngi wëyal liggéey boobu nga xamante ne mu ngi ko doon def ñu ciy góorgóorlu itam Louis-Philippe Sagna yaa ngi koy wax ñu koy ñaanal yàlla fëgg boppam mu jug ak jàmm wante itam yeneen naataango journaliste yoo xamante ne amaana xëy na amoon nañu jëflante boo xamante ne dox na seen diggante ak les forces armées jaaree ko ci DIRPA ndax si ay jamono yaa xam ma fàttali ne daan nañ organiser ay camp lañ koy wax wala séminaire d'initiation ñoo xamante ne c'est dans le cadre de li ñuy wax concept armée nation dañuy jël rédaction bu nekk ñu laaj la benn journaliste ñu jël ñu yóbbu ñu en situation ci benn camp de formation bon man nag am naa chance bokk naa ci xaw ma élève officier nañ koy wax xaw ma soldat lañ koy waxati wante xam naa ne tey moom ragal naa su ma fi jógee ñu yóbbu ma ci fosse ba voilà ragal naa su ma fi jógee daal ñu dugal ma ci fosse Lion bi mais bon alors dinañ ñëw ci concept armée nation moo colonel ak yow waaye laata loolu tamit vraiment yow tamit nga nekk taskatu xibaar xëy na nga am ay kàddu aussi yoo ci sànni parce que comme ni ko vraiment leen a waxee am na ñu nga xamante ne dañu spécialisé wul ba ñu ràññee leen ci ay mbir daal yaa xam waaw coono du réer donte fekkee wuñ ko mais liggéeyam ba tey ñi ngi koy xam parce que ñi ngi ciy dégg ñi ngi gis tamit jéego yi nga xam ne defoon na ko ci wàllum armée yi ndax liggéey moom boo koy def xam ko da cee baax te it ci li nga xam ne jaar nga fa am nga fi ay jaar-jaar am nga ay témoignages yoo xam ne lii yow yaa ko fekkee loolu da doon gën a dooleel papier Mbaye Loum ndax danaan ñun dañ doon yàkkamti sax di déglu ay papier ndax loo xam ne sax xamoo ko woon ci armée bi di nga ko xam yenn termes yu spécifiques yoo xam ne il utilise da nga xam ne kii lii daf ko bëggoon ba pare am na ci ab xarañte bu doy waar sax. tout à fait alors ñu ñëw pour jeexal nag vraiment concept armée nation. waaw concept armée nation dafa nekk pàcc boo xam ni bu am solo suñu dundinu kaaraange ndax buñ ne armée nation ba tax ñuy wax ndax la raison d'être d'une armée c'est la défense de l'intégrité territoriale, la défense de la nation, la protection des populations civiles maanaam yiir saytu kaaraange askan wi waaw ce qui fait que ñun armée yàlla defal nañu ñu am ay ñu lëkkaloo ak askan wi ci wàllu li nga wax concept bi nga wax mi armée nation mooy lépp li nga xam ni daf ñuy gën a jegele ak askan wi ci wàllu suñu liggéey dañ ci góorgóorlu boo demee ci wàllu wér-gu-yaram bi boo li ñuy wax les CMG les centres médicaux de garnison amul camp militaire booy dem boo dul fekk
benn unité médicale boo xam ni lu muy consulter ci ay civil di ko consulter ci ay militaire. dëgg la voilà c'est vrai. boo jëlee ci wàllu appui au développement également gis ngeen le génie militaire lu muy def ci wàllu xarañ ci wàllu xàll yoon ci wàllu dimbali askan wi boo jëlee également armée de l'air lu ñuy def ci wàllu également appui au transport appui logistique boo jëlee marine nationale tamit lu bëri nit ñi xamuñu ko mais armée dafay liggéeyal askan wi ci fànn yu gën a bëri ce qui fait que concept armée nation boobu dafay nekk concept boo xam ni daf ñuy gën a jaxasee dafay gën a lëkkaloo askan wi ak kaaraange gi très très bien mu nekk lu am solo en tout cas kontaan nañu ci vraiment la nga ñu indil waaye moo colonel kii bii ñu teg fii moom lan la lay fàttali lii casque bii de kii de casque blanc la voilà ndax Union africaine ñoom façon casque bi lañ daan sol boo gisee Nations Unies ñoom casque bleu mooy la couleur voilà gis nga seen drapeau bi casque vert waaw mu ngi nii drapeau des Nations Unies exactement voilà exactement ànd ak drapeau Sénégal waaye nag dafa am benn ay expertise yu nga xamante ne bi maa ngi koy gis parce que nag waa musée des forces armées ñoo ñu abal yenn yi donc ñu gis ay général Mountaga Diallo par exemple ak vraiment général Babacar Gaye bi ñu gis sànq ak yeneen i généraux yu nga xamante ne bi macha allah ay généraux la yoo xam ni ràññee lañ leen ci wàllu maintien exactement ñu nekk commandant de contingent wala ñu nekk commandant de force ba tey ji may wax yow am nañu commandant de force boo demee Centrafrique ka fa nekk sénégalais la boo demee Mali l'adjoint du commandant de force c'est un officier général sénégalais donc ba léegi ñu ngi continuer di yóbbu ay officiers généraux comme commandant de force dans le système des Nations Unies. Très bien en tout cas mbokk yeeg xarit yi ñu ngi leen di gërëm waaye nag di beral ngërëm ñi nga xamante ne bi mooy sunu force yi sunu force de défense et de sécurité ñu ci nag vraiment gërëm di sant bu baax a baax a baax le colonel Mamadou Gueye mon colonel ñu bàyyi la nga lancer un dernier message encore une fois di la souhaiter une bonne fête de l'indépendance du Sénégal ñu bàyyi la nga lancer benn message voilà. jërëjëf yaa xam xanaa rek di rafetlu invitation bi ngeen ñu invité di leen souhaiter yéen tamit une belle fête d'indépendance comme ni ma ko waxee si njëlbéen la fête de l'indépendance c'est une fête nationale. Absolument. C'est la fête de l'armée, c'est la fête de la jeunesse, mais c'est avant tout une fête nationale. mais ñaan askan wi ñoom ñëpp vraiment ñu ñëw lëkkaloo ak way takkat der yi muy soldats yi muy gendarme yi muy policiers yi muy les forces paramilitaires ngir ñu ànd fête bi ndax feetu ñëpp la ngir ñu sargal suñu soldats yi pour vraiment ñu gën leen jaajëfal ba mission bi nga xam ni moom la ñu askan wi dénk ñu mën ko wéyal ci anam bu mu gën a rafet. en tout cas ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waaye tamit mbokk yi may fàttali tey sunu invité ci spécial Tam Tam 4 avril nekkoon le colonel Mamadou Gueye chef des ressources humaines de l'état-major des armées ñu ngi lay gërëm di la sant. Ça a été un très très grand plaisir en tout cas de vous recevoir. kon nag sama saareen bi nga xamante ne bi tey grade ya monté na lieutenant colonel en tout cas ñu ngi lay gërëm parce que nag wax dëgg yàlla jox nañ leen ay mission yu nga xamante ne bi dem ngeen ko def dem ngeen def ay gëstu ma yaakaar ne xëy na colonel bi daal dana ci xaw a d'accord ak ñun tuuti ci gëstu yi nga xamante ne bi suñu taskatu xibaar yi demoon nañ ko def ñu ngi lay gërëm di la sant. di la remercier tamit yaa xam di remercier mon colonel bi nga xam ne yëkkati na tey ji sama grade kon nag buñ ko di fàtte sinon rek man dinaa ko ndax nee na kon boo leen moyul moom dina leen yóbbu foofu. merci voilà foofu de baaxul voilà yaa xam pour di rek ci 4 avril bi 58 ans Sénégal moom boppam waxuñu instaurer la paix waxuñu maintenir la paix waxuñu instaurer la paix dañu ne paix am na nañ ko maintenir kon nag yal na jàmm sax ñu koy waxee à chaque fois di souhaiter aussi une très bonne fête de l'indépendance aux téléspectateurs. Très bien danaa ñëw ci fin ba nag ci vraiment médaille yi nga xamante ne bi suñu colonel bi takk na ko fii il faut mu expliquer nu médaille yi naka la demee ci biir loolu may gërëm di sant bu baax a baax ki nga xamante ne bi moom mooy madame Guèye Maymouna Sy parce que nag wax dëgg yàlla c'est vrai que yëngal nañ ko bu baax a baax ak vraiment entretien yi nga xam ne def na ko ak le général Babacar Guèye waaye tamit vraiment liggéey yi nga xamante ne bi ànd nañ def ko vraiment may ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di la souhaiter une bonne continuation ça a été aussi un plaisir à chaque fois de toutes les façons de te recevoir tey nag ci beneen fànn. waaw le plaisir est toujours partagé yaa xam dañu am mbégte saa su ne di servir parce que soldat moom
dafa war a servir bien mon colonel rek nga war di wax affirmatif mon colonel dëgg donc la fu ñu yónni rek ñu dem voilà donc c'est ça sant di gërëm ñëpp vraiment remercier suñu invité jàng nañu lu bëri ci moom jàng nañu lu bëri ci parcours am wante nag du ñu jeexal te du ñu remercier ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale ba ñu mën a am suñu invité bi sax ku ci mel ni le colonel Abdoul Ndiaye mi nga xam ne mooy directeur de l'information et des relations publiques des armées ñu remercier ki nga xam ne mooy commandant Idrissa Diop itam di liggéey ci moom nekk foofu ci DIRPA adjudant Ibrahima Keita ak tamit waa musée des forces armées colonel Mandikou Gueye ñu koy remercier ak le colonel Tap xam naa ne yow yaa ma ci gën a jekk bu ci kanamee di nga ci ñëw ñu ñaanal leen ñoom itam une très bonne fête ak téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñoom itam ñu ñaanal leen fête bu neex a neex ndax fête bi feetu ñëpp la absolument ñu ngi lay gërëm di la sant waaye Mariem yow itamit maa ngi lay gërëm parce que nag suñu xaritu gendarme yi nga dem ba foofu nag daal di may indil tenue gendarme bu bleu bu rafet bi kontaan naa ci yow ñu ngi lay remercier parce que yow itamit dem nga gëstu ci wàllu woowu toujours nag ci thème bi nga xamante ne bi nekk na lu am solo ci 58 ans d'indépendance bu Sénégal. Merci Yakham, le plaisir est énorme. Comme ça. Merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax tamit di kontaan lool ci ñi nga xam ne bokkoon nañu plateau bi di kontaan tam ci mon colonel ndax ñun ñëpp tey jox nañu benn rôle bu am solo te it man benn message rek laay lancé par rapport à la fête aujourd'hui mooy nañuy bàyyi xel nit ñi nga xam ne ñu ngi sol tenue ay nit yu kese lañ ay nit yu baax lañ ay nit yu laabir lañ ay nit yi nga xam ne ay papa lañu wax ko ci kaw ay baay lañu ay jëkkër lañu ay xarit lañu nit yu simple sympa xool nañu xool général Babacar Gueye xool ni mu melee macha allah xool le colonel Mamadou Gueye magnifique ni mu mel magnifique kon c'est des gens yoo xam ne tenue bi seen liggéey la ñuy def mi ngi mel ne tey yaa xam ku ñëwoon ci bunt bi ma fa fekkee xawoon naa taxaw tuuti parce que sama liggéey laay def mais su jeexee mais je suis mariée dëgg la absolument c'est capitaine là mais bu génnee mais je suis mariée très bien mon capitaine après chérie je vous remercie avec tout le monde je vous remercie mon capitaine merci beaucoup alors mbokk yi ñu ngi jeexal ci vraiment médaille yi nga xamante ne bi mon colonel parce que daal gis nañ ni médaille yi bëri nañ dañ ñu koy faram fàcceel tuuti rek ñu jeexalee ko émission macha allah médaille nag boo gis militaire sol rek waaw mu takk am na lu muy symboliser d'accord am na ay distinctions les distinctions nationales comme dans l'ordre national du Lion commencé par officier ordre national du Lion. D'accord. Wala commandeur ordre national du Lion mooy les grandes distinctions. Ok. am na ay médailles commémoratives également. Ok. mooy médailles yi nga xam ni réew yi nga xam ne dafa nga dem. boo jeexee l'émission moom lañ lay tappal. comme ban bi nga yor voilà fii comme bi maanaam bi mooy bu Congo bi. D'accord. gis nañ ci 3 mooy 3 fois 6. Ok. voilà bi moo nekk médaille bu Rwanda. D'accord. Voilà Macha am na Allah. yeneen comme médaille du Koweït. comme médaille du Libéria. Très bien. comme médaille de Centrafrique de Côte d'Ivoire. réew bu nekk rek. am na médaille am ba ci Gambie bi ñu mujjee également am na sa médaille. Très bien commémorative. kon nag yàlla def ay médailles amiin amiin. ñu dellu di la gisaat fii ci RTS2 kontaan nañu merci vraiment Yakham, merci ci sa infiniment. disponibilité Merci ci sa simplicité sànq Marème mi ngi koy wax c'est vrai que nag seen liggéey la tout simplement te nag wax dëgg yàlla ñoo ngi ñuy aar kon nag lu ñu def lu dul di leen gërëm di leen sant bu baax a baax sànq may moo ngi koy wax ñi ngi remercier le colonel Ndiaye bu DIRPA parce que moom itamit sonal nañu ko waaye jàppale nañu bu baax a baax mais nag le colonel Tap bu musée des forces armées nekk na ku nga xamante ne bi saa su ne mu ngi ñuy déglu ñoom ñoo ñu abal vraiment li nga xamante ne bi décoré nañ ko suñu plateau bi mu ngi ñuy déglu di ñu xelal vraiment di ànd ak ñun ci liggéey bi nga xam ne bëggoon nañ ko def tey may xëy na am na ñeneen ñu nga xamante ne bi war nañ leen remercier encore. toutes les équipes techniques ñi àndoon ak ñun tamit ci tournage yi Absolument. waaw parce que on a tourné pendant des jours Exactement. lépp pour feetu 4 avril bi mën a neex éléments yi bien. tamit nekk ay éléments yoo xam ne daal vraiment Très bien. buñ ko seetaanee dinañ ci jàng am ci njëriñ. Très bien waaw saa su ne nag bu ñuy terminer dañuy terminer avec les équipes techniques parce que nag mbokk yi émission yi du mën a am te équipe technique yi maanaam réalisateurs yi technicien son yi technicien vidéo yi ñi nekk ci machine bi di def écritel ñi nga xamante ne bi ñooy caméraman yi wax dëgg yàlla protocole mun bu ma limee damay jum mais en tout cas mu nekk équipe bu nga xamante ne bi macha allah dañuy liggéey vraiment avec le cœur et ça fait plaisir may remercier nag vraiment ki nga xam ne moom mooy Sali Anne La Brosse mi nga xamante ne bi moo jaar ci coiffure bi mi ngi nekk fële ca Nord Foire di ngeen gis numéro téléphone am di affiché wu 537 67 68 donc di remercier aussi ki nga xamante ne bi mooy la décoratrice de RTS2 muy Aminata Sy mu ànd ci ak Auguste parce que ñoom vraiment lépp lu nga xamante ne bi day nekk ci biir studio bi ñoo ciy jàpp vraiment chef de plateau Lamine Fall maa ngi lay remercier Massata su ma limee dinaa juum di remercier nag vraiment sunu responsable parce que responsable boo xamante
xamante ne bi fu nit ñi taxaw ma nga fa taxaw muy madame Fatou Dieye vraiment ñu ngi koy gërëm di ko sant di delloo ngërëm aussi ki nga xamante ne bi moom mooy monsieur Omar Ba du ma limee chaque fois damay juum naa maas nun gi di remercier vraiment toutes nos équipes sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp parce que nag xëy na ñi ngi nekk di wax waaye liggéey ba nekk ca ginnaaw macha allah ak bëri di remercier ki nga xamante ne bi moo ma solo xam nga chaque fois damay wax Mariama Magasuba mais tey nag c'est la gendarmerie nationale la gendarmerie nationale commandant Ibrahima Ndiaye vraiment tenue bi rafet na je suis contente. En tout cas, à tous et à toutes, on vous remercie. On vous donne rendez-vous très prochainement sur cette belle chaîne qu'est la RTS2. Encore une fois, bonne fête de l'indépendance du Sénégal. Au revoir.